waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal. mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média baaluwaat ak tey baale bienvenue ci ñaareelu fanu saison bu bees bu quartier général QG5 ñu kontaanati fas yéene ànd teeg yéen guddi gi yëpp en direct man ak ñi ma ci àndal comme chaque soir dans quelques minutes d'ailleurs on va se retrouver man ak ñoom bu ko defee ñu dérouler programme mu tey bi tànn thème bu am solo boo xamee ni moom la ñu fas yéene développé ak borom xam-xam yi ñu jëlee ci université yu mag yi ngir ñu fas yéene ko faram-fàcce yéen itam ngeen am wàll bu am solo ci quartier général bi maanaam contact direct la entre ñun ak yéen téléspectateurs entre ñun ak yéen internautes puisque am ngeen possibilité di ñu seetaan ci seeni téléviseurs mais en même temps ci compte yi nga xamee ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi puisque xam ngeen ne télévision Futur Média daanaka mooy première télé digitale fii ci Sénégal koor nag ginnaaw boo ndogoo ba noppi da ngay xéewlu ba fajar ñun ñu ngi ci xéewlu yu boobu ba tey diggante naan jus naan ndox lekk voilà xëdd ba fajar en tout cas ñun loolu la ñuy nekkee et on reste convaincu que yéen tamit loolu ngeen nekkee ci seen i biir kër bu ngeen noppee noppi nañu bienvenue dans quartier général QG5. xaatimu nabiyina imaamul mursalina mooy seydil wara seydil awalina seydina muhammad mooy seydil bashar mooy abibina imaamul aramayni jaajëfe yoonal man am na wasila ban man mi dama jafandu fa ma jafandu daa jafandu jafandu yëpp ànd boolo jafandu ci Seydina Muhammad Sëriñ Bamba nga naan maay xaadimu rasuulillaay lu mu jur moom la ko tudde bon kii xam na cëram Seex na seex seet boo nga naan ca innal muraada bu sañoon doon pënd dal Seydina Muhammad kii kay xam na cëram maam li maamu laay borom aji boo daay laay xam na cëram. mbokk yi bëgg nañu ñu tàmbali ak partie bu njëkk bi téléservice bi jëm ci li nga xamee ni moo jëm ci ay services yu leen di soxal bokk na ci xibaaru jaww ji xam nga tey alxames ëllëg daanaka ajjuma lay doon donc ajjuma lan la météo prévoir dañu leen koy njëkk a baaxee ci guddi gi bu ko defee ngeen mën cee bàyyi xel diggante tàngoor bi bëccëg bi jant bi ak li nga xamee ni mooy climat bi fii ci Sénégal yéen ñi nekk bitim réew nag bon on fera le maximum peut-être prochainement pour vous donner quelques infos météo ce qui est pratique waaye fii ci Sénégal on va découvrir ensemble carte bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour xool température yi ci dëkk bu ne comme ni ngeen koy gisee ëllëg daanaka Dakar capitale bi ak ni mu jegee géej gi daañu yeewu ak température yu toll ci 19 degré dëkk bu mel ni Saint-Louis dina yeewu suba ak température yu nar a toll ci 18 degré bu dee Podor dina yeewu suba ak 24 degré fi nga xam ne moo di Matam dina yeewu suba ak température yu nar a toll ci 28 degré Tambacounda 26 24 degré le Kolda di yeewoo suba Kédougou nar a yeewu ak température yu nar a toll ci 27 degré bu dee dëkk bi nga xamee ni moo di Ziguinchor dina yeewu suba ak température yu nar a toll ci 21 degré et puis voilà Kolda ak biir Sénégal daanaka ñu ngi yooyu suba gi diggante 21 jàpp 22 23 ba 24 degré boo di fi nga xamee ni moo di Kolda Tambacounda dina yeewu suba ak température yu nar a toll ci 26 degré bu ñu demee nag ba jant bi gën jóg daanaka naaj bi dina xaw tàng thermomètre bi mën naa yéeg ba 41 jàpp 46 degré boo di fi nga xamante ni moo di Matam
Podor dina yendu suba ak température yi nar a toll ci 40 degré Linguère dina yendu ak 41 degré Saint-Louis dina yendu ak 33 degré Dakar dina yendu suba ak température yi nar a toll ci 25 degré Kaolack nar a yendu ak 42 degré Kolda 41 Ziguinchor 41 Kédougou nar a yendu ak température yu toll ci 41 degré voilà donc de yooyu daal en tout cas entre 40 41 42 ba maximum bi suba 46 degré ci dëkk yu bëri yu nekk fii ci Sénégal Dakar moom dina yendu ak 25 degrés comme j'ai dit hier budul woon ak weeru koor gi on allait vous demander de boire beaucoup d'eau puisqu'il fera très chaud mais quand même amuñu droit naan ndox bëccëg xanaa rek ñu moytandiku mbedd bi génn moins toog ci biir kër yi wala ci bërëbu liggéeyukaay yi pour éviter ñàkkum ndox bi ci yaram ndax tàngoor bi souvent dafay indi jafe-jafe yooyu selon borom xam-xam yi bu ñu àggalee xibaaru jaww ji dañuy dem ci géej gi baaxee leen d'abord waxtu marée yi ngeen découvrir ensemble marée haute yi waxtu yi bu njëkk bi météo nga ko prévoir exactement bu 11h19 du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko am guddi gi exactement bu 23h29 jotee waxtu marée basse yi itam ñu baaxee leen ko pour yéen ñi nga xamante ni yéenay faral di dem géej alors météo mu ngi ñuy xamal ni marée basse bu njëkk bi moo ngi ko prévoir boori 5h03 du matin bi ci topp daañu ko am ngoon gi bu 17h28 jotee waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi prévision météo yi mu ngi ñuy xamal ni diggante 4h06 du matin jàpp 6h06 du matin mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi lu ko mooy diggante 16h32 jàpp 18h32 mën naa baax ba tey pour suñu mbokk nappkat yi jant bi ëllëg dina jóg bu ñu xëddee ba noppi boori 6h56 du matin et puis dina tëri boori ndogu exactement bu 19h22 jotee ñuy gërëm bu baax service national météo ci xibaar yi mu ñuy baaxee nga xam ni guddi gi di ngeen ko am ngeen mën a am aperçu li ngeen di yeewoo ci wàllu température le lendemain ñuy gërëm bu baax Bamar Diagne mi nga xam ne ca tout tànk ba tey moo ñu daan gunge ci wàllu xibaaru jaww ji ca télévision nationale moom nag la ñuy àndal ci partie bile mu ñuy baaxee xibaaru jaww ji. bu loolu weesoo ba tey ci téléservice bi ñu baaxee leen taux de change bi oui xam ngeen ni Sénégal moom dëkk tukkikat la et que c'est vrai ak crise sanitaire bi tukki wàññeeku woon na waaye daanaka tukkee ngi yokkuwaat ndànk-ndànk bu dee da ngeen bëggee wecc CFA ak yeneen xaalis yu yeneen dëkk yi on va découvrir ensemble tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour xool CFA ñaata la ñu koy weccee ak yeneen xaalis yu yeneen dëkk yi bu dee xaalisu Amérique di dollar ñoo ngi koy weccee 547,957 francs CFA en euro xaalisu France par exemple ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 755,237 francs CFA un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 84,010 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 61,320 francs CFA benn dalasi ñoo ngi koy weccee 10,746 francs CFA donc loolu pour ñi nga xam ne ñoo amee devise bëgg a wecci yeneen xaalis ak CFA bi foofee la mbir yi toll bu dee da ngeen di bëgg lu ngeen weccee xaalisu Sénégal ba tey ci téléservice bi mën nañu leen baaxee waxtu julli c'est vrai que dafay ute selon gox bi waaye horaire de base bi la ñu leen di baaxee ngeen mën cee sukkandiku ñu baaxee leen très rapidement li nga xam ne moo jëm ci waxtu julli yi ak complicité équipe technique bi ci ginnaaw ñu gagné tuuti temps puisque tey émission bi dañu bëri ay mbir yu ñu leen bëgg baaxee te xam naa ni dem ba fajar itam dina dagan sax waaye dañu bëgg rek lépp gaaw bu dee noppeegul Pape Samba ci ginnaaw garaawul ñu jàll ci leneen pour gagner du temps voilà donc ñu baaxee leen peut-être waxtu naafila yi nag dañ ci ànd ak oustaz Assane maa ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la bég lool ci ànd teeg yow ci quartier général bi. jërëjëf Baye Cheikh yow itam ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziar di la jox sa wàccuwaay si chehru Ramadan al Mubarak bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla mu may ñu yeggale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin félicité la si liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy def 2016 ba léegi suñ borom subhanahu wa taala teg la loxo teg la tànk yàlla na la ko yàlla continuer di la ko teg ak ñi nga xamante ni ñoo ànd di liggéey si quartier général bi yëpp technique beeg ñii si plateau bi yëpp waaye itam ziar bu baax ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp si quartier général at mu nekk Baye Cheikh ñaanal leen yàlla li nga xam ne moom la ñuy ñaanal suñu bopp te jullit bu nekk war ko ñaan mooy koor gi
yal nañu ko yàlla nangul yal nañu yàlla nangul julli yi nga xamante ni itam moom lañ si def si biir julli yooyu fa tabarakallahu si la ñuy ànd ak tey mbokk yi si li nga xamante ni moom moo di naafila bés bi nag dañu ne ku ko mën nga def juróom-benni rakk boo defee ñaari rakk sëlmal ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh dafa wax ne naafila moom ñaari rakk sëlmal ñaari rakk sëlmal boo demee ba yëg na sa yaram mu ngi bëgg a diis nga def safa ak witar daal di tëj li nga xamante moom moo di naafila gi rakk bu nekk nga jàng fatiha jàng itam suratul qadr muy inna anzalnahu fii laylatul qadri ñeenti yoon boo paree nga teg si ñaari rakk bi li nga xam ne moom moo di qul yaa ayyuhal kaafiruun ñeenti yoon nee nañu képp ka nga xamante ni def nga li nga xamante ni moom moo di naafila bi suñu borom subhanahu wa taala mën na la bindal yoolu ku goreel junniy jaam waaye itam fa tabarakallahu macha allah yàlla mën na la bindal yoolu ka nga xamante ni dafa leel junniy miskin ñu am li nga xamante ni moom la ñu ndogoo doge ko seen kër si biir li nga xam ne moom moo di shahru ramadan al mubarak di weeru koor nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh dafa waxoon ne wataku leen li nga xam ne moo di safara ñu ne ko si nakka mu ne bu fekkente ne sax da ngeen di jël benn tàndarma xaaj ko saraxe ko am si yéene yàlla fegal leen safara na ngeen ko def nabi ne ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra kon sagam genn wàllu tàndarma moo ñu mën a fegal li nga xamante moom moo di safara comme ni ma koy faral di waxee kon ku leel lu mat 1000 personnes muy junney miskin si benn bés kooku yaakaar naa ne dana dugg sax insha allahu taala aljana ba dugalaale ñeneen suñu borom soñ na ko mën na ko yàlla def ndax yàlla moom nee na képp ka nga xamante nii da ngay def si yoonam mën na la fay ga nga xamante nii amul fu mu yem te fa tabarakallahu lépp loolu rek la ñuy ñaan Baye Cheikh yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala nangul Baye Cheikh mu ngoog daañu ànd ak yow léegi ci ay laaj yoo xamante ni mu ngi jóge ci internet yi ay questions yu bëri yoo xamante ni am ngeen possibilité yónnee ñu ko ci hashtag bi di QGTFM 2021 QG5 5e saison bu quartier général je répète depuis hier que depuis 2016 ñoo ki yéen ci histoire bi la nga xamee ni dafa bokk daanaka ci réew mi tey nag ñu tànn thème bu am solo fas yéene ko détaillé ak borom xam-xam yi nga xamee ni ñooñu nar a fekk si ci plateau bi thème tey bi ñoo ngi ko tuddee dugg chic diine l'islam fii ci Sénégal kiñ ciy dalal nag jàngale na bind na ay téere ba noppi itam wasaare na xam-xam bi nga xamee ni am na ko bu ca kanamee mu fekk si ñu waxtaan ci waaye seeni laaj itam ci allo oustaz ak ngëneel yi nga xamante ni war ngeen ko xam souvent ñu jàppee ko ay questions détails mais qui ont beaucoup d'importance oustaz Assane dina ci tontu fi léegi ay minutes en attendant maa ngi seen Sophie ala kulli yàlla il faut nga ñëw ci ruq bi xam nga koor moom ku ne xam na ni dañuy xewlu ba fajar waaw dañuy xewlu ba fajar xam nga budul woon ak koor dama lay woowee dir yanke loo daagu am na ñu la yàkkam ci loolu waaye comme koor la ñu ne du ma la ko woowee waaye loo def baax na jàll waaye loo daagu am na ñu la yàkkam ci loolu kon ma daagu waa dem na la régleel xëdd bi d'accord Diallo. Allez on va te retrouver dans quelques minutes yow tamit Sophie. yéen ñiy seetaan itam bu leen fàtte defe naa mën ngeen a teel a bokk ci suukaru koor yi ñuy séddale démb programme bi da doon doog a tàmbali moo tax jotuñoo séddale ay enveloppe yu bëri mais dès à présent bu leen neexee ngeen tàmbalee woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi bu weesoo xaalis bi ñuy mayee dañuy mayee ba mayee ay suukaru kooru téléphone portable iPhone yi mujjee génn ak yeneen i teraanga yoo xamante ni bëgg nañu leen ko baaxee ci 88 628 20 20 88 628 06 06 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 wala 88 628 72 86 88 628 04 05 ak 88 628 20 30 ñu ngi ànd nag ak réseau téléphonie mobile bi di Free Free nag actuellement tout le monde est free ci weeru koor bi grâce ak ñoom ndaxte non seulement réseau bi baax na te mucc ayib waaye mu ngi dimbali Sénégal ci ay teraanga yoo xamante ni ci émission yi ngeen di gis ci télé bi yëpp mën ngeen cee bokk na ci guddi gu jot ñu joxe 1 million yu ñu jëlee Free dañ leen koy yónnee nag ci seen kalpe Free Money alors bu ngeen wootee bu ñu leen mayee par exemple 300 000 wala ñu may leen sax léegi nii 500 000 mën nañu leen ko yónnee ci seen kalpe Free Money donc Free mi ñu àndal mu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média yéen rek la ñuy xaar bu ko defee ngeen teel a séddu ci suukaru koor yi nga xamee ni dañu ko teel a commencé séddale ci télévision Futur Média ñun ñëpp a ngi fi pour accompagner leen ba ci kanam Mamadou Ndiaye on va retrouver internautes yi xam naa bu ca kanamee tuuti ak hashtag bi puisque ñoom déjà ñu ngi commencé di réagir. réaction yu bari na gannaaw
ba ma la nuyuwee El Hadj nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp nuyu leen ñoom internautes yeeg téléspectateurs yi réaction yi bari na depuis démb nag ba ñu tàmbalee surtout ñu ci bari déjà di commencer lancer seen ay félicitations débat bu am solo bi nga xam ne am nañ ko fi démb ak surtout sujet yi nga xam ne partagé nañ ko fii wax nga ko depuis 2016 ba léegi chaque jour wala weeru koor bu nekk nii lay demee mais xam nga dañ leen di fàttali rek di ne baaxoon nañ di ko def depuis 2016 moo tax QG5 bi mu nekk beneen hashtag bu ñu lancé tamit ndaxte gis naa ni saa yu ñu defee hashtag TFM QG TFM 2021 dañ ciy boole QG5 bi mu nekk lu am solo loo xamante ni internautes yi def dem ba tey gis nañ ngeen ñuy message yi nga xam ne yéen a ngi koy envoyé ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk commentaire gis nañ partagé nañ lépp incha allah durant tout au mois du mois de Ramadan dinañ ñëw partagé commentaires yi mais surtout waxtaan yu am solo yi nga xamante ni dañ ko fi def guddi gi nekk mais surtout aussi seen ay questions dinañ ko partagé ak seen ay invités yi hashtag bi QG TFM 2021 wala QG5 boo leen ko defee boole ci TFM incha allah dinañ partagé seen ay questions. voilà maa ngi ñëw ci yéen léegi nii naataa ngi fi Faty Dieng Adjaratou Mami Diop Thioro Mbar Ndiaye ak Bijou Sy Sophie Mores ndogu bi Pape Djibril fekk si ñu léegi nii ci plateau bi yéen itam ngeen gaaw bu ko defee ñu jox leen seen wàll ci li nga xam ne ñu ngi koy séddale Pape Djibril ñu ngi lay nuyu Massa Thiono démb day dañoo fanaan. moom kay man kay li ma daw pour xëddi kay. man doy na kay man dañ ma ne 5h44 la ñuy salaatu waaye ba 43 ba 5h43. non ca 55 secondes. non ca na maa ngi lekk ca na dem. ñu ngi lay nuyu Pape Djibril ñoo ngi lay fay bu baax di la ziar tey itam nga dellu seeti ñu fas yéene waxtaan ren nag coppite yi mooy thèmes yi nga xamee ni dañu koy tànn au delà de borom xam-xam yi ñëw dañuy tànn itam ay thèmes yu am solo yoo xamee ni dafay jëriñ sénégalais yi ñu fas yéene recevoir ki nga xamee ni mooy docteur Jim Ousmane Dramé chercheur la au laboratoire islamologie bu université bu IFAN ca Cheikh Anta Diop dugg si diine l'islam ci Sénégal am na ay points yu am solo yoo xamee ni baax na sénégalais yi xam ko xale yi xam ko mag ñi sukkandiku ci donc loolee mooy thème bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene développé et je pense que lu am solo la pour Sénégal. trop jërëjëf Alaaji Pape Cheikh di la nuyu bu baax di nuyu soxna yu baax yi nekk ci plateau bi. di nuyu Oustaz Assane bu baax a baax di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew. démb maa ngi doon wax ne bi ma gisee déroulé bi. j'étais très impressionné mais dama gën a kontaan ndaxte je pense que adduna bi fii mu toll ak surtout Sénégal dafa am lu am solo loo xamante ni kenn waru ko seetaan mooy rupture am entre l'université et la société donc loolu moo parce que université justement ñoom ñooy penser la société muy PENSER pensée bu njëkk bi avant de la pensée PANSER donc koy penser xalaat ko Pape loolu mooy lan pensée bi mooy fokk xalaat bi am. beneen pensée bi mooy pensée ak pensée. waaw pensée A ak pensée E. waaw kay d'accord bu njëkk bi nag mooy am solo. d'accord boobu bu ñu ko defee ba pare ci la ñuy gis nag bobo yi nga xamante ni war nañ ko faj. waaw ñun ndax soxlaati nañu ñu di ay universitaire ndax borom xam-xam yaa ngi ci télé bi. waaw. déedéet ñu invité on n'a plus besoin d'inviter nous waaw. non dañuy bëgg ñu accompagner universitaires yi. ndax xam naa ne moom bu pare naata mu ngi pare ay français yu may choqué Faty Dieng ay mots yu garaaw lay wax. Mami Diop bu toogee donc on n'a plus besoin d'inviter finalement. xam nga nag man damay am problème ndax samay doyen rek nga tudd. waaw donc samay aîné rek nga tudd ak Jason macha allah donc rupture boobu warul am. loolu moo tax li nga def nii dafa am solo parce que dafay créer ay ponts. entre l'université et la société donc ki nga invité tey nekk un pur produit de l'université waaye nekk un pur produit aussi des daara donc fa mu cosaanoo fi mu jàngee trajectoire am yëpp donc mu nekk ci daara yi nekkoon en immersion ba pare génn ci ñoom dem jàngi delluwaat ci ñoom avec une méthodologie de recherche bi nga xamante ni tey daf ko permettre ci li ñu bëgg a waxtaane mu def ci un véritable travail scientifique loolu moo tax innovation de taille la bu am solo c'est des aspects qui ne sont pas souvent débattus dans l'espace public mais c'est extrêmement important parce que dina permettre ñu comprendre déjà ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer et comment appréhender ce qui est devant nous. Voilà. Et je pense que actuellement adduna bi yëpp comprendre nañ ne c'est aussi l'un des révélateurs du coronavirus. mooy il faut prendre date avec les générations futures. te pour nga def ko il faut nga téye ci lu dëgër. voilà donc tey je pense que ce sera important. tey dañuy gën a confirmer que borom xam-xam yaa ngi itam fii ci Sénégal donc ñu ngi xaar gan gi il va nous rejoindre dans quelques minutes ci jotaay bi ak li ñu fas yéene waxtaane ci quartier général bi ci télévision Futur Média ñu nuyu ki nga xamee ni moo di
Faty Dieng bég nañu ci sa teewaay ci quartier général gërëm tamit ki nga xamante ni mooy Soxna Naata gërëm tamit Mami Diop ak ki nga xamante ni moo di Thioro Mbar Ndiaye ñu bég lool ci seen teewaay defe naa balaa ma leen di fekki foofu ba ñuy waxtaan mën nañu dem ak yenn ci ay laaj yoo xam ni dañ ko jot mu jógee ci internet yi juste pour gagner du temps oustaz Assane lañ ci àndal alors Assane bëri na ci ay mbir yoo xamante ni nit ñi duñ ci bàyyi xel waaye mën na yàq koor wala am na ci yoo xamante ni mënul yàq koor am na yoo xamee ni duñu xam naka la ñu mën a dimbalee ci koor gi par exemple maa ngi gis benn internaute di laajte est-ce que woor won na sa tiflit yàq na koor. jërëjëf Baye Cheikh ndax da nga indi question boo xamante ni nit ñi dañ koy jàppee lu oyof maanaam lu banaal te or que mën na gàkkal li nga xamante ni moom moo di koor koor lu ko yàq yombul koor lu ko yàq moom du ay caaxaan il faut nga lekk tey ko wala nga naan tey ko wala nga ànd ak sa soxna tey ko wala nga génne li nga xamante ni moom moo di sa mani yu nañ ma jéggal si kàddu gi tey ko yooyu yëpp dafa nekk ya nga xamante ni yu yàq koor la donc tey jii nii yu yëpp jëf yi nga xamante ni lim nañ ko fi day yàq koor waaye am na ya nga xamante ni itam day gàkkal koor maanaam li nga xamante ni day wàññi yoolu koor question bi nga laajte dafa nekk la nga xamante ni dafa bokkul si teggini koor maanaam woor ba pare dajale sa li nga xamante ni moom moo di sa ay taflit ñu jégal ma si kàddu gi sa gémmañ wonnu ko tay ko loolu boo ko defee sa koor day daal dee dog day daal dee yàqu boo ko wonnee boo ko tayee dajale ko ba mu fees sa gémmañ nga tay ko won na ko boobu day dog sa koor mais li nga xamante ni nag tey dafa nekk si suñu gémmiñ yi naturellement ñuy wanaasu muy jàll loolu nekkul la nga xamante ni luy gàkkal wala luy yàq li nga xamante moom moo di koor la parce que chaque minute bu ne wala seconde bu ne nga wanaasu te fekk lekkuloo wala naan loo mais c'est naturel sa gémmiñ la nekk nga wanaasu mais li ñuy wax ne mooy yàq koor gi wala di ko gàkkal mooy nga dajale ko ba mu feese sa gémmiñ nga def ko exprès jàllale ko pour feesal sa biir soo ko defee sa koor day daal de yàqu loolu moom amul sax dem ñëw beneen question bu ñu jotaat ci internet yi bu dee da nga jël socc nag di ko soccoo xam nga dina am tuuti ay ñuxur yu ci ne won na ko yàq na koor moom socc bi déedéet xam nga socc dafa bokk si li nga xam ne moo di sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle nañ sax si koor kii woor muy socc waaye na socc bi ba ne nekk socc ba nga xamante ni day am goût surtout socc guro bi ni mu neexee ay socc gura ay socc sump day nekk la nga xamante ni lu moom socc sump bi mos ngeen ko yooyu yëpp day nekk man de moom lay dalali sama xel ngeen baal ma loolu lépp loolu socc guro bi fan yi waaw dañ ko sib may dimbali de dañ ko sib parce que goût bi mu àndal moo xam sump la moo xam guro la moo xam socc pataas la moo xam socc leneen socc sump bi baax na de bépp socc ba nga xamante ni dafa am goût rek dañuy sib si jullit bi nga xamante ni dafa woor mu koy jëfandikoo bëccëgu weeru koor am na socc ya nga xamante ni yu naturel la amul benn goût mën nga jël di ko socc beneen bi itam bu mu nekk la nga xamante ni lu tooy la maanaam socc am na socc sumpa yoo xamante ni day tooy am na ñoo xam ne dañuy jël di socc ba mu tooy ñu dajale yëpp yi ngay wax yu sew sewaan yooyu yëpp war na ko yooyu yëpp day nekk la nga xamante ni lu ñu sib la donc nañuy def très attention si socc yi nga xam ne moom la ñuy utiliser di seet ya nga xamante ni amul cafka amul gu ñu koy soccoo ndax yeneen socc yi dañ koy sib donte la socc sunna la waaye cafka ga nga yëg muy jàll fi nga xamante ni moom moo di sëpput mën na andi li nga xamante ni moom moo di gàllankoor si sa koor te jullit bi bu wooree li mu war a fexe mooy luy yokk ay yiwam ay tuyaabam ay baax-baaxam waaye lépp la nga xamante ni xëy na daf koy wàññi na ko jël teg ko li xale yi naan rester concentré voilà rester concentré ndax woor nga ren da nga fekke déwén wóoru la da nga fekke ëllëg sax wooraat ko wóoru la kon lépp la nga xamante ni ay directive la ay ndigle ak i ndénkaane yi nga xamante ni joxe nañ ko si bëccëgu weeru koor gi képp kuy joxe farata boobu rek dafa war a nekk loo xamante ni da nga war a sàmmunte ak moom ngir sa koor mën a nekk koor goo xamante ni gu ñu validé la si borom bi subhanahu wa taala ndax koor goo xamante ni boo ko wooree ba mu jeex comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe nee na yàlla jéggal la sa bàkkaar yi jiitu woon yëpp ak nu mu mën a toll boo ko wooree ba mu jeex ni ko yàlla bëggee ak yonent sallallahu alayhi wasallam ni mu ko diglee yonent sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla daf lay jéggal sa ay bàkkaar yi jutu woon yëpp te yaakaar naa occasion boobu soo ko amee li la war mooy nga profité aussi comme ni ko oustaz Mor Thiam di waxee nee na am na yenn occasion yoo xamante ni but en or la
dugal gañe la mort subite la il faut en profiter ndax ëllëg kenn xamul lan mooy la yàlla lay dogal bàyyi voilà beneen laaj bi nga xamee ni jot nañu ko mu jóge ci internet yi ci ndimbalu Mamadou Ndiaye brosse à dents ak pâte dentifrice yenn saa yi mën nga juum woon na sax pâte dentifrice bi on sait jamais waaw xam nga yàq na koor ou pas déedéet xam nga brosse à dents moom nekkul la nga xamante ni lu yàq koor la mais li gën yaakaar naa doomu aadama bi balaa muy dugg si bés bi di woor dana xëdd boo xëddee ba pare demal nga boroosu ba set balaa ngay entamer li nga xam moo di koor gi parce que noonu itam noonu la ko l'islam jàngalee waaye ki nga xamante ni xëy na dafa teel a xëdd wala mu karmat xëy itam boroosu ngir dindi salte bi nga xamante moo nekk si gémmiñam ndax lekkoon na fàttee boroosu tëddaalee noonu loolu itam day nekk loo xamante ni l'islam daf koy nangu du yàqu koor beneen bi itam mooy surtout daf ko exprès topp bëccëg bi yëpp di boroosu parce que brosse bi dafa am mante wala nangam pour que ne rek da ngay changer sa goût sa odooru gémmiñ loolu tamit day nekk loo xamante ni gënul ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gémmiñu ku woor la say dégager sa odeur moo gën a neexal yàlla parfum bii gën a cher wala bii gën a neex si àdduna jamono yooyu ñu ngi ko doon wax misk mu sallallahu alayhi wa sallam dafa waat ne maa ngi gëñ ne xet bii di génn si gémmiñu kii woor moo gënal yàlla sax riix maanaam parfum bi nga xamante ni moom moo di misk misk nag bu ñu ko doon wax tey nañu xool parfum bi gën a cher bi gën a neex bi gën a classe si àdduna ñu tuddee ko misk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax dëgg la ndax wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa kon dina odeur bi neexuma dama koy changer jël sa pat bu am mante wala yëpp day nekk loo xamante ni bañ ko def moo gën bàyyi Cheikh d'accord beneen laaj bi moom mu ngi wax ni ndax fóon sa soxna dagan na ci koor fóon rek waaw xam nga loolu dafa nekk loo xamante ni wax fa dëgg yàlla du ma ko wax tuddee sax sujet à polémique mais dafa war a nekk loo xamante ni lu jara leeral la ndax dañuy waxtaan si li nga xamante ni moom moo di tegginu koor junj naa la ko sànq yaakaar naa ne sa soxna dagan na la buñ ne dog jot na allahumma laka sumtu ba kër balaa ñuy wax asalaatu xayru minan nawmi si koo xamante ni dëkk ngeen at ñaari at ñetti at yaakaar naa ne lépp la nga xamante ni xëy na boo ko defee du yàq sa koor sax gaa waaye nga bañ ko def mu nekk la nga xamante ni lu gën lay doon ndax respecté ak sàmmunte ak li nga xamante ni moom moo di tegginu koor ndax olof dafa ne wàññi boo gis si benn lay commencé te dafa bokk si li nga xamante ni si la ñuy sikkandiku di attawoo si l'islam muy usulul ahkam boo jëlee alquran jël sunna jël ijma jël qiyaas boo demee si imam Malik daf si boole lu ñuy wax saddu dharaa maanaam tey jii nii buñ ne la bul fóon sa soxna ñu jéggal ma si gàddu gi si bëccëgu weeru koor est-ce que boo demee fóon ko rek sa ngay yem seytaane mën na dugg wala sa bakkan comme dañuy jëng seytaane si bëccëgu weeru koor on ne sait jamais ba nga tàbbi sa la nga xamante ni day yàq kooram itam yàqaale li nga xamante ni moom moo di sa koor si bëccëgu shahru ramadan al mubarak kon loolu lépp na nekk la nga xamante ni buñ ko mënee moytu moo gën waaye buñ ko defee yem sa itam nekkul la nga xamante ni luy yàq koor gi la bàyyi Cheikh voilà ñii togg itam di ñam am na ku laajte itam ne togg war pour ñam xorom bi loolu tam problème la souvent lu ci diine wax waaw xam nga foofu fuqaha yi dañ ci indi ay détails yu am solo mais grosso modo rek comme ni ñu ko waxee pour gagner du temps donte la leeral moo ñu fi tax a toog li ñuy wax rek mooy que ne borom xam-xam ne dañu ne ñam si làmmiñ lay yem waaye du yegg si put te lépp la nga xamante ni jàllul fii nga tey ko rek sa koor yàquwul tey jii ni mën nga ñam sax mu rëcc parce que da nga war a defaral waa kër gi ñu ndogu da nga war a defaral sëriñ bi tayoo ko mu rëcc loolu l'islam daf la koy jéggal mais nag dañu ne bu fekkente ne am nga si kër gi koo xamante ni xëy na jigéen la ndog dab na ko ba woorul nga woo kooku mu ñamal la sa cin moo gën yow ngay ñam li nga xamante moom moo di cin la saga moolu nga ko si ak togg maanaam bu nekkee toggaloog comme ni ko xale yi di waxee boobaa mën nga ko woolu mu ne ko comme nag yàlla dogal na tey wooroo kaay xoolal ma cin li xorom bi ndax saf na wala saful wala ëpp na bu dee wóolu nga ko mais bu fekkente ne ñam bi si làmmiñ bi rek la yem boo paree nga def ni tuf mu dem loolu day nekk loo xamante ni l'islam daf koy maye Baye Cheikh ndax diina ji aussi wax naa ko sànq koor lu ko yàq yombul te sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ad diinu yusrun wala yushaadda diina ahadun illa ghalabahu diina dafa woyof bu ko kenn diisal ndax suñu borom subhanahu wa taala si aaya wala page bi nga xam ne si la farataal or boo demee sa njeexatal la dafa doon wax ne yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr yàlla nee na li ma bëgg si yéen mooy lu soft lu yomb affaire bi diisul bëgguma dara loo xamante ni dafa diis si yéen donc loolu dafa nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la ndax tey jii ni boo ñamee sax yam fii sa koor yàqu yaakaar naa ne di nga gis ku ndogu teg kuddoom dem wuti ji leneen te boobaa dëgg du am lu ko te su boobaa du baax su fi mbaa laaj boobu leer na ci yow ci sa bopp rek yow da ngay profité di ñam rek pourtant du jàll nag li ma naan Coro Bar Ndiaye looy gàllax ndiku nii rek ma damay dayal sama xëy da koy looy dalal sa xel ci gàllax ndiku gii nga nekkee toute la journée ngay gàllax ndiku mu ne sama xëy bi yaay jayee
damay jaayee sama xëy bi coro dafa xaw a dotoom mais bàyyi leen seen xel yi ngeen di dalal parce que diine l'islam amul sikki sàkk lépp dafa tegu ci ay précisions et que on va en parler d'ailleurs bu ca kanamee mooy li ma wax léegi Pape Djibril thème bu am solo bi ñu tànn di dugg sikk avènement de l'islam au Sénégal bi fii diine di dugg si daf fi fekk mag ñi ak seeni croyance donc daañ ko développer bu ca kanamee insha allah. jërëjëf Baye Cheikh loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la parce que boo toppee li nga xamante ni l'islam maa ngi dégg Pape Djibril doon ko junj démb dafa am la nga xamante ni c'est un volet culturel waaye itam am la nga xamante ni c'est un volet culturel maanaam si wàllu culture ak si wàllu diine tey jii nii bari waay na la nga xamante ni si wàllu civilisation tey jii l'islam sax moomu ko woon waaye daf ko donn dugal ko si l'islam mu nekk la nga xamante ni lu ñu adopté la en guise d'exemple Soror yi am ci jàkk yi l'islam daf ko fi fekk c'est une civilisation grecque mais comme bu njëkkoon dañ bëggoon kuy noddu yéeg fu kawe ngir nit ñi mën ko dégg ñu ne nañu def ay soror ya nga xamante ni bu nit ki yéegee ci kaw bu noddee ñu bëri mën ko dégg mën a wuyuse li nga xamante ni moom moo di nodd boobu tey jii nii boo jëlee li nga xamante ni moom mooy comme li nga wax histoire l'islam fii mu jaar yëpp di nga xam ne fii mu jaar bu dugg Afrique du ay caaxaan am na ku ñu wax ne moom moo ko fi njëkki dugal muy Uqbatum nu Naafi' di nekkoon benn saxaaba bu doon ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko denc fële ca Qayrawaan sa Tunisie mu nekkoon saxaaba boo xamante ni jàmbaar la à travers lui bien avant de muy ñëw Afrique l'islam duggoon na Afrique à travers Éthiopie si jamono ki nga xamante ni moom moo di Najashi bii yéefar yi dinañ ko développer si kanam ba Batum ibn Naafi' ñëw mu jaar Maroc jaar Mauritanie wàcc fi nga xamante ni moom moo di Sénégal ak njàmbaaru mag ñi nga xamante ni wax fa dëgg yàlla xamoon nañ ne li ñuy xeentu dafa nekk loo xamante ni seen xéewal seen teranga àdduna ak àllaaxira si la nekk kon sujet bi nekk na sujet boo xamante ni ñëw na si waxtoom parce que ne jaadu na itam ñu xam suñu mag ñi fi ñu jaar ba l'islam bi dugg fi ak li ñu si daj ndax bari waaye na kuy fawe mbir ñàkk xam fa mu jaar ba mu jot si moom moo tax mu koy fawe tax olof di wax ne bu for yombee rek sëgg jafe te loolu warul demee noonu moo tax ñu defee ko nii ren waññu boo gis benn lay tàmbalee quartier général démb Seydina Mohamed tey ñu tàmbali ak dugg si diine l'islam fii ci Sénégal daañu recevoir borom xam-xam yi bu ca kanamee bu ko defee ñu poser ay questions yu am solo yoo xamante ni ñun mën nañ cee jëriñu yéen itam di ngeen ci mën a jëriñu xanaa profito ci rek gërëm partenaires yi ñu àndal yëpp xam naa dinañ leen lim benn par benn xam nga déjà Free moo tax ñëpp Free fii ci Sénégal et grâce ak Free bu dee am ngeen par exemple kalpe Free Money da ngeen di am possibilité millions yi ñuy séddale guddi gu jot ci ay suukaru koor bu ngeen wootee léegi ñu jël leen jaarale ko ci kalpe boobule et puis Gloria mi nga xamee ni moom la ñuy ndogoo dara dàqul Gloria bu tàng jër nga ndogu ci xëdd ci donc Gloria itam mu ngi bég ci bégal sénégalais yi yeneen partenaires yi itam daañ leen lim kenn par kenn puisque ñoom ñoo jox confiance jotaay bi la nga xam ne ni moo di quartier général ci télévision Futur Média ajot ma mi Diop namoon naa la lool Diop maa ngi lay ziar di la ndokkeel balaa may nuyu Kor Mout Fall yow laay njëkk a nuyu Baye maa la raw yaayu maam xëri billaay naata moom dama koo bàyyi lu tax dafay xew bu réete yëgalu ma ko waaye est-ce que fi la fekkoon itam xew naata bi du dem nga ci waaye yow it Diallo bul fàtteen temps yi dangaa mel ne njugu goma passeport ak visa Schengen demoo ci xew naata bi déedéet dew ma woon wax dëgg yàlla damaa fekkoon kon ñun ñaar ñëpp waru ñëw tudd naata déedéet waaye nañ ko tudd rek ñu tudd ko ñu sagal ko xam nga moom naata mi ngi ko tuddee day naatam Serigne Modou Moustapha am Cheikhul Khadim di sama tante kon pexe amul nan ànd rek maa ngi lay ziar na moon naa la jóg waaye sa wert naat na de te nawet bi moo tax it nag maa seetaan gis ma def wert ngay di wert billaay bëgg la rek jaar nga bëgg xam naa loolu ma toll ci yow tax boo waxee ñu ne dama laa bëgg te xam nga ne fi ma la tegal wert bi dama ko assorti ak sama kaamil de waaw kaamil bu wert laa ko assorti kenn du yow li nga jàng ci réew mi laa liggéey see tey bokk sama kaamil rek mu nuroog yére bi macha allah wallaay kenn du yow jàll ñu ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax kon waxati rek jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi yéenay kenu mbaar mi bu ñuy nelaw yéen a ngi ci dar bi te jàmmi réew mi rek a tax bàyyi ñi ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu oustaz Assane di ko jox wàccu waayam bu wér a wér di ko wax ne namoon nañu ko di nuyu Pape Djibril Fall sunu soppe sunu mbokk taalube waaye noonu laay nuyoo sama tante soxna naata nuyu ajaratu Faati mi nga xam ne maay yaayam dafa ma fekk jox ma cërub yaay bi itam yow moom Diallo Jéeri xam nga ne du ma wax ci yaay jur nga mère de Faati léegi mère
Faty nee na bokkatul groupe xale de. waaye teewul maa ko jur nag. jur nga mère de. xam nga mën ngaa mag sa yaay mën ngaa mag sa baay. waaw dëgg la waaw loolu dëgg am la. na waaye di nuyu Mamadou Ndiaye bu baax a baax xam naa ren moom dañuy juboo rek te yàlla tax. waaw waaye di nuyu kii ma dendal nga xamante ne moom namatuma poussin. day dalal xelam. ndax moom mais du tax xelam dal. galax ndiku gi bu nekkee ba ci kër xelam gi demee mooy yàgg. pourtant galax ndiku gi romb na ko moom egg na ba seen kër ci papaam Ndiaye. waaye noonu laay nuyoo Ndiaye itam ak Sophie sama basu bopp. di leen nuyu di nuyu itam nag ki nga xam ne tey moo ma takkal chouchou muy bisu. tey ay chouchou la ba yónnee sama kër. xool moom ma nga ca lekk ba rek bisu nga ca Sophie xool leen bisu rek ma nga ca Sophie lekk lay lijjanti. ñun ñu ngi commencé émission bi moom mu ngi ci xëdd yi rek. mu ngi ci xëdd yi rek. ci xëdd yi rek. waaye bàyyi di baalu àq nag waa Sénégal gépp ndax xam nga li may wax rek ñun dañoo war di baalu àq ñëpp. ndax bëccëg wala suba gu nekk nga ne saraax ci saalub jàmbur te doo ko tàgg. boo toogee ak moom ba événement ñëw war nga ko ne ko baal ma àq dëgg la ndax léeg-léeg nga indi sa kanam fekk mu neex ko léeg-léeg nga indi sa kanam mu naqari ko léeg-léeg nga waxtaan ba laal ko te Sénégal koo fi laal teraangaam doon noonam kon bu événement yu mel nii amee dañ leen a war a jéggalu ñu jéggal ñu te xam ne xëy na gënuñoo yaru kenn bay yare gënuñoo yeewu kenn bay yeete waaye yàllaay dogal nattu wax bi rek dal ci suñu kaw kon ñu ngi baaluwaat ñëpp àq tey wax yàlla nañ ko fekk ay déwén voilà guddi gu jot ñu joxe million grâce ak Firi bu leen fàtte ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 88 628 04 05 ak fu ngeen mënti nekk woote leen bu ko defee ñu teel leen sédd ci enveloppe yi nga xamee ni lépp rek suukaru koor la suukaru kooru Firi ak seen calpe Free Money di ngeen am possibilité bokk ci li nga xamee ni mooy quartier général bi donc ñu ngi leen di xaar soxna Faty yow it ñu ngi lay nuyu di la ziar bégati ci àndateeg yow ci jotaay bi bu ca kanamee daañu dem dëkk bu ñu naan Ndar fekkati fa jàmbaar yi ndax loolu mooy sa particularité. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp tàmbalee ko ci oustaz Assane Pape Djibril Fall sama yaay Mami Diop soxna Naata Mbaye mi téléspectateurs yi namoon lool ñun ñëpp nañ ko namoon quand même ravi de te retrouver. Naata mu ngi doog a ñëw Naata mu ngi soog a ñëw. daf maa génn ci vie bi ñoo ko dalal benn problème. yëgalu ma xew takk ba yëgalu ma ko. sànq am na noo ko doon wooyee sànq de yëgalu ma ko. xëy na dama yëgal anniversaire u xale yi man maa ngi toog rek. xëy na ma woo ci anniversaire bi. dina la yëgal yëpp. voilà Pape Cheikh di nuyu Coro. Baax Ndiaye di nuyu Mamadou. Bijou ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. di leen ndokkeel nag ci weeru sell wi ñu dugg. muy Ramadan di leen jaajëfal également ci seen safo ak seen kóolute ni nga koy waxee toujours merci de votre fidélité. Pape Cheikh c'est un plaisir. ñu ñëwaat fii heure bi daaw lañ fi nekkoon. mu nekkoon quand même des moments particuliers ñu suñu borom may ñu teewaat fii. ñu ndokkeel ñëpp di ñaanal ñi fi jugee nekkoon fii ak ñun daaw di seetaan tey ñu dëddu. borom bi xaare leen aljana foofee ca Barzak ñu am fa njëggalul suñu borom. di wax téléspectateurs yi quartier général ni lay demee tey nag daañu dem Saint-Louis waxati ci jàmbaar yi ñu seeti soxna soo xam ne Ndeye Khady Ndiaye lay wuyoo day taaba ne ñëpp su xëyee ay kilomètres lay dox lu mu yóbbu kër ga moo ko tax a jóg xam ngeen ne nag Pape Cheikh koor gi ren dafa tombé ak tàngaay week mu metti waaye nag jàmbaar du toog ci kër gi de day nekk ci naaj njaboot gi bëccëg bu jot mu def fukki quartier voilà 10 quartiers 10 kilomètres voilà loolu mooy parcours am itinéraire bu xaw a doy waar bu doon sama genre gi ñun Coro buñ doxee 2 kilomètres dañ naan damaa sonn lii liggéey jaru ko waaye nag bu fekkee ni njaboot gépp dañoo toog di la xaar te soo indiwul ci ndu tàkk bàyyi faaw nga dox ay kilomètres tey Ndeye Khady la ñuy seeti mu ngoog ci kanam lay doon incha allah dañ ko découvrir bu ca kanamee ñoo ngi ko fekkoon dëkk bu ñu naan Ndar muy jigéenu jàmbaar ñu wanale leen ak moom ca kanam et puis soxna Naata ngi fii Naata bëgg nañu quand même voilà ñun ni ñu la nammee noonu la téléspectateurs yi nammee woon ñu lay ziar di la ndokkeel. Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar xam naa ne danga may njëkkantu lool nga nekk di def ni waaye garaawul amul problème. mais bañ nga mere di. danga may njëkkantu xam naa loolu mais garaawul amul benn problème dinañ juboo incha allah bu ñu waxtaanee maa ngi lay ziar bu wér Baye Cheikh. di am mbégte di bokkaat ak yow plateau bi une fois de plus ak soxna yi fi nekk muy Faty macha allah Coro Mbar ak mami tam di ko ziar bu baax. di nuyu Bijou Pape Djibril yaa oustaz di leen ziar ñoom Sophie ñoom ñëpp am mbégte àndaat ak yéen ren jile di nuyu tamit téléspectateurs
yu télévision Futur Média di leen ziar bu wér di leen ñaanal di ñaan yàlla suñu koor gi ñu fas yéene koor yàlla nangul ñu ko ba ñu fekkee koy at yu bëree bëri ci li nga xamante ni moom moo fi nekk plus d'un an sonal ñu muy Covid bi mu jóge fi ba ku nekk mën a dellu ci farataam ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barki Cheikhul Khadim loolu lépp ñu ngi koy ñaanal ñëpp di ziar ñëpp waa di nuyu ñëpp am mbégte itam ci sujet bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee tey jëlee muy islam ak introduction fii ci Sénégal maanaam dugg bi nekk na lu am solo surtout Pape Cheikh réew mi fi mu toll jamono ji nga xam ne ñu bëri rawatina ñun ñii di ndaw ñi dañoo tàmbalee réer commencé di indi ay conflits yoo xamante ni ñun xamuñu ko woon donc baax na ñu wax suñu maam yi coono bi ñu daj ak liggéey bi ñu def ba l'islam mën a dugg fii ci réew mi ba ñun ñëpp ñu mën a ànd nekk benn loolu donc dafay baax ñuy toog di waxtaanee loolu donc yàkkamte nañ suñu invité ñëw incha allah ba ñu mën a yaatal waxtaan bi voilà docteur Jim Ousmane Dramé mu ngi waaj bu ko defee ci kanam mu fekk si ñu on a beaucoup de questions yoo xamante ni bëgg nañu ko jox et puis ñëpp mën cee sukkandiku jëriñu tey ci guddi gi ajot naata ñu ngi lay gërëm bu baax Thioro Mbar Ndiaye yow it ñu ngi lay nuyu ca kanam daañu ànd ak yow ci li nga xam ne ni moo di patrimoine rubrique la bu am solo ci quartier général bi dañuy dem ci bërëb yi nga xam ne ni dañu feese dell ak histoire waaye bokk itam ci histoire u Sénégal tey dinañ leen nettali histoire u Serigne Touba jaar-jaaram fii ci Dakar septembre 1895 la woon dem nañ ca bërëb boobu la nga xam ne ni daanaka ma nga nekk boori Camp Dial Diop foofee bañ fa demee nettali nañ ñu fa ay secret dinañ ko découvrir bu ca kanamee n'est-ce pas. effectivement El Hadj maa ngi lay nuyu ñi ñu bokkal plateau bi ak ñi ñuy seetaan c'est un plaisir ñëwaat ci quartier général saison 5 bi macha allah daaw ñu nekkoon ci année boo xamante ne incertitude la woon ren suñu borom dimbali ñu mën ko teewewaat du ñu def lu dul sant ko ñaanal ñi nga xamante ni daaw ci waxtu wi xëy na ñi ngi àndoon ak télévision Futur Média ci quartier général te ren fekkeewuñu ko ñaan suñu borom defal ñëpp jàmm ak tawféex may ñu itamit weeru kooru jàmm te baalu ñëpp ak naka noonu baal ñëpp ak effectivement El Hadj tey bëgg nañu dem ba Camp Dial Diop xam ngeen ni bi Serigne Touba di ñëw Ndakaaru fa la ñu ko jàppoon ñaari fan yim fi am laata moo doon dem fi nga xamante ne moom moo di ca Gabon loolu sax moo jur tey diggante bi dox ci diggante murit yi ak collectivité lébu ndax am na nag famille d'accueil bu ma ko mën a waxee noonu fii ci Ndakaaru boo xamante ni daanaka lépp lu ñu mënoon sax ci kéem kàttan def nañ ko ngir bañoon moom Xaadimu Rasul mu dem foofule ca Gabon boobule histoire la ñu bëgg a nettali tey waaye nag dem xool fi nga xamante ni fa la ñu ko tëjoon tey ana naka la mel ak nu mu mujjee loolu lépp bokk ci patrimoine bu Sénégal dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti incha allah. mu ngoog donc loolu ca kanam lay doon ak Thioro di patrimoine weeru koor ak sport ndax baax na. Oui, est-ce que conseillé nañ ñu pour ñu arrêter pratique sport on va en parler tout à l'heure ak benn coach bu tudd Assane Thiam n'est-ce pas Mamadou Ndiaye. oui ci kanam dinañ waxtaanee loolu xam nga weeru koor beeg ñi nga xamante ne baaxoo nañ di def tàggat yaram. ba xam na dina méngoog weeru koor bi wala bu fekkee dañuy def sport naka lañ koy defee dem nañu jëli benn conseil boo xam ne koo xamante ni coach la ci mbirum sport beeg mais surtout di tàggat ñi nga xamante ni aussi ñi ngi def ay activités sportives mu wax ñu naka la ñuy defee sport ci période ramadan bi mu nekk lu am solo loo xamante ni xam nga Sénégal moom dëkku sportif la boo jaaree ci corniche bi da ngay fees ngoon gi da ngay fekk gis mu fees del ñëpp di def sport mais est-ce que ci weeru koor bi nan lañ koy pratiquer loolu taxoon ñu dem xool ak benn coach mu waxtaan ak ñun wax ñu jox ay conseils yoo xamante ni dina baax ci ñi nga xamante ni ñooy pratiquer sport. voilà et puis ak Bijou si on ira à la rencontre de koo xamee ni yàgg na def social defkatu initiative la ba bi muy dem sax dafay bàyyi ay ndimbal yoo xamante ni ñu bëri ci profito. Bonsoir Pape Cheikh waa plateau bi ak ñi seetaan toujours un plaisir nekk ci biir quartier général bi comme ni nga ko waxee sur les trains qui arrivent à l'heure dañu nar a waxtaanee Gass Ezedine nekkoon nit koo xamante ne dafa def lu baax ba jógee fi Pape Cheikh comme ni nga ko waxee comme xamuñu tey la xamuñu suba la ni ñu koy waxee moom. don yi mu waroon a joxe sax ci kooru ren bi commandé woon na ko ba pare bàyyi fi ay doomam nag ñoom ñooy continuer œuvre bi dem nañ seeti leen xool fondation bi naka la nar a doxee sans fondateur am. voilà lu baax rek am solo
même boo fi jógee mbaax gi day wéy on ira donc à la rencontre de ay nit yu mu daan liggéey ndool ak lim fi bàyyi muy ces trains qui arrivent à l'heure ñun noonu lañ leen tuddee voilà donc en gros c'est ce qui vous attend tey ci quartier général bi plus thème bi ñu tànn ak seeni réaction ak hashtag bi di QGTFM 2021 maa ngi seen ci beneen studio bi ki nga xamante ni moo di Ndiaye maa ngi lay nuyu gëj nañu gisee waaye bëgg nañu ci sa teewaay ci quartier général. Pape Cheikh ñu leen di nuyu ñi nga xamante ne ñu laa bokkal plateau bi te dëgg-dëgg di jël nuyoo bi yëpp di ko teg sa loxo di wax alhamdulilah ba ñu fekkee waate weeru koor ñu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala commencé ko ci bismillah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilah te incha allah suñu borom dina ko def ndax suñu borom nit ku baax suñu borom ku baax la. ñu war a waxtaanee nag. tey ki nga xamante ni moo ne woon birasuman baari sa ni birasuman yu baari su mun taxi man baari sa man di Cheikhul Khadim ca dëgg-dëgg bu ci xuusandee ba ci kanam ca dëgg-dëgg rek du jàkk ñu may ma sànni ci ay baat kon Pape Cheikh dafa dal dangaa mën a tooñ ba man loo wax duma ko gëm yi ngay wax noonu pour man lu existé wul la sax ma laaj Assane mu vérifier ma ndax li ngay wax nii am na wala amul dëgg-dëgg Assane birasuman baari sa ni birasuman yu baari su mun taxi man baari sa man Assane joxe sonn sama bopp de mais may ko foofu Pape Djibril ca dëgg-dëgg moom dana ci sori oustaz baa ngi nii toog l'intellectuel de la maison dañ laa bëgg a dugal bul nangu mukk xale yi dugal la Ndiaye daal yow toogal ba ca kanam nga vérifier ndax xam naa ni li nga ndogoo la jàpp gum pour le moment. mais nag namoon naa la trop ñoo la raw maa la raw vraiment namoon naa la trop maa la raw di nuyu waa Gambie nga xamante ne ñu ngi seetaan di teg loxo bi ci loxo di teg loxo bi di teg nuyoo bi ci loxo Ibou Diagne Demba Pau Textile. teel ngaa nuyoo de. waaw di ko nuyu xam nga daf ne ma booy dem nga nuyoo. ca dëgg-dëgg bu ñu fàtte benn yoon. voilà mu ngoog léegi nag balaa ñuy tàmbali ak sujet yi ñu gagné tuuti temps ak yéen téléspectateurs yi bu ko defee ñu jox leen seeni suukaru koor Sobowa moom Vimtom bii jar na 14 milliards après ndogu. man da naa ci sama bopp tey. Vimtom bu xonqam si. yow mas nga ko. Vimtom si. doo ko xel ñu bokkatoo ko tuuti. Sophie awal ñu kaas foofu. kopp xeelul ñu ci Vimto bi man de Sobowa dañ maa jaaxal ñoom dafa mel dafa am lu ñu def ci biir nag xaw ma dañ cee def saafara soo xamante ni ku ko ñam benn yoon dootoo ko bàyyi mais am na yaa am problème est-ce que bi waaw Sobowa ñoo garaaw nag bi naata doon tudd est-ce que xam nga ñoom d'habitude duñu joxe xaw ma matière première la tudd xaw ma recette ñàkkul ni def nañ ci saafara boo xamante ni na Vimto bi man dama leen suma koo baax mën naa dalal xel jox ma juróom benn kaas tegal ma ko nii may xel di guuf fajar lañ jëm ba pare man lu garaawoo ma dal gis nga butéelu kireen bi boo naanee lu tàng ba ndogu ba sa xel dal lii xam nga lu ma leen di conseiller bu leen ko naanee ak kaas dara dàqul jollu bi non booy naanee ak kaas doo doyal barki borom Touba nga ndogu rek kii da lay tere reer ñoom it saafara nañu seen ndox mi waa Kirène. dañ koo saafara. ñii jaaxal nañ ma lool. xam nga Sénégal daa bëri eau minérale. waaye waa jàngi. kii da lay digérer loo ba noppi man mosuma gis lii. man de moom yëkkati biteel bi ngay wax daal xam naa ko. man nu ma ko naanee kaas. déedéet man damay xelli ba rusatee xelli moo tax dama ko yëkkati rek. moo gën et puis voilà c'est la meilleure eau ah. mu ngoog donc Kirène merci. Sobowa gërëm nañ leen bii joog may xool waa Gloria bi ñu ndoxoon na da ngaa naan te ndogoo di bàyyi. non je voulais juste parce que li neex mooy lépp lu ñu fi am moom la sénégalais yi di soxla ci seeni biir kër xam nga ndox mii di Kirène xeetu ndox bu ne am fii waaye bi gën di Kirène mii ñu ànd ak moom ci quartier général bi mënuñu lu dul gën ko fàttali sénégalais yi ci gërëm rek du ay waxi publicité waaye ay waxi ñam la dañ koo testé ba noppi donc leen ko waxee nii ñu leen koy waxee nii donc c'est le moment où jamais il faut profiter de ces produits là donc Sobowa ñu ngi koy gërëm surtout ci Vimtom bi am na yeneen xeetu boisson sax waaye Vimtom bi daal man bu doon élection moom lay woteel da nga koy naan ba pare da ngay mel ni ku def rouge à lèvres day xonk ko célèbre
da ngay gën a rafet. je te jure da nga koy naan xoola jarul ngay mag yow lii moom bu di gisati jaratul dina am ak du am kay xelil jox ma naan rek ba pare su nga xam non bàyyi ko njaayeen yaa ngi may xool mami kay yow ñori nañ la ba pare yow ñuy foog a bëgg a naan yi fii donc ñu ngi gërëm bu baax Sobowa mu ngi leen di ñaanal weeru koor bu neex xam nga koor moom dafa di weeru partage c'est-à-dire famille yëpp boo ca dem bu ñu ndogoo ba noppi ñëppay toog ci kër gi da ngay lekk ba fajar teraanga yi boisson yi ak ñoom seen yaa fi gën a nekk xale joxal sa tante mami et voilà donc ñoom ñu ngi leen di gërëm on a d'autres partenaires yoo xamante ni itam ñu ngi ànd ak ñun ci quartier général bi le temps de permettre aux équipes techniques ñu jël téléspectateurs yi pour seen suukaru koor yi bis bu jot ay enveloppe yu toll ci 1 million la ñuy séddale fii ba ñuy jeexal jotaay bi tey ñu ngi gërëm nag bu baax TQG xam nga TQG moom boo ko déggee sa xel dafay dem ci quartier général n'est-ce pas Bijou parce que ñoom ñu ngi dox ci wàllu quincaillerie. Pape Cheikh quincaillerie ba pare yemuñu ci loolu dañ lay jox ay matériaux yoo xamante ni ay matériaux de qualité la sa tabax booy munti tabax bu fekkente ne foofu nga dem jënd fa li nga soxla da ngay am garantie ni yow lépp li nga dugal sa biir kër baax na te longue durée lay nekk ndax tabax sa kër ba pare matériaux yi di yàqu moom amul dara lu ko gën a métti. boo ko bañee TQG ngay dem. voilà mën naa waat ni sànq bi ñuy ndogu lan nga doon xaar nga ni ton bi wel si la tudd ton boobu. li nga def yëpp am problème dama xam ni fi nekk yëpp jar na simmi am na ton bu tudd welsi ton bi daal man xaw ma daal ton bi ñoom dafa mel dañ ko togg ba pare doog koo jaay xam nga d'habitude da ngay jënd ton toggaat ko defaraat ko mais bi voilà quoi prêt à porter la prêt à porter la comme mu ngi welsi la tudd ton prêt à porter da ngay daj rek def sa mburu jar na 14 milliards bi xeetu ton yàlla boo ko salade au gis naa la sànq yàlla boo ko salade au ton je te jure donc welsi itam ñu ngi ànd ak moom ci carte générale. prêt à tartiner Pape Cheikh tijjil diw amul mélange amul dara mu yomb a defar et puis koor gi xam nga da ngay bëgg a gagner temps heure ndogu buy waaj a jot. mami xam na li may wax bokk jóobeen yi dañuy yàqamti booy defar dara jooye la leen di jàpp. donc ton welsi mi boo ko amee daf lay arranger muy ci ndogu bi wala ci xëdd bi yow tijjil rek tartiner. voilà soxlawul yokk dara. voilà donc ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax Kabirex aussi ci lépp lu ngeen soxla ci wàllu électroménager. alors Kabirex lépp loo leen soxla électroménager comme ni ñu koy waxee koor gis la nit yi di profiter di changer lépp lu nekk seen biir kër yi muy vaisselle yi muy électroménager donc bu nekkee da nga bëgg micro-ondes bu bees wala frigo wala télévision boo xam ne ci ngay seetaanee quartier général lépp lu électroménager ñu garanti ko da ngay dem Kabirex jëndee ko fa. booy xëdd nag soow bi gën mooy soow ardo soow ardo bi. man nag bàyyi nag damaa commencé am tiit ci yow. ndax lan. taal bombe yaa ngi koy fàttali. lekkoloog te di ko bëri bàyyi ili te bàyyi ili daal sama classe gi ba ñooñu di lekk te du feeñ ci ñoom. man yàlla daf maa suturaal. xam nga loolu ku muy mën naa dal lekk booli. xam nga loolu ku muy dal. Pousse Condrong bul fàtte ne sama réception maam yaa doon tegale 16 yi gis naa la ci album bi. Pousse Condrong. xam nga ko waa seeti na. mu ñëw ko de. d'accord bon sow ardo tamit mu ngi. sow ardo Pape Cheikh man boo ko boolewul ak fonde wala nga boole kook laax ci koor gi xëddee wala nga ndogoo ko boo ko jëlee zirit ko def ci tuuti suukar yëngal di naan muy jàll. lu bari ngay am. voilà et puis ñu yàgg lool ak Sonacos ci diwlin. ak yu baax donc Sonacos tamit ànd nañu ak moom ci quartier général bi. ñu indil ñu huile niinal bokkul ak diwlin yi nga xamante ne da nga koy teg muy woy wala nga koy saafee muy xamal say togg lépp loo ko jox moom lay delloo comme ni ko Sophie di waxee et puis tuuti ngay def mu niin donc cholestérol bi ñuy kaas doo ko am booy utiliser niinal mooy diwlin bi ñu war a utiliser. voilà ñu ngi ànd itam ak Sénélec. Sénélec électricité boo xamante ne coupure amatuñu ko géej nañ koo gis dégg rek lañ ci am xam naa xale yi mujjee juddu sax boo leen waxee waxu coupure duñ xam lu mu doon te pourtant ay temps moom lañ fi doon dund li ko dindi nag mooy Sénélec courant la ñuy indil fépp fu ñu toll ngay mën di branché ndax bu tàkkul kenn duñu seetaan sax ñun Pape doo mën a def dara lépp courant lay àndal donc ñu ànd ceeg Sénélec di leen remercier bu baax. voilà ñu ngi ànd itam ak Pack Food vinaigre ak moutarde. alors Pack Food vinaigre lañ ñu indil ñu moutarde yoo xamante ne saf la ñu def toq ngay def mu doy ngay togg mu neex bay bëgg a dee loo leen di jox ñu delloo leen ko donc boo leen bëggatee vinaigre wala moutarde dem leen contacter waa Pack Food ñoo ci mën. Sedima yàgg lool ak Sénégal. ginaar bu neex Sedima farine bu neex Sedima.
Sedima daal ay doomu sénégalais moom ko gën ñu cee neexati nag nga xamante ne lépp fii lañ koy defaree jël ko di ko delloo population sénégalaise bi Sedima daal moom poulet teral moom bokk na ci yi ma gën a neex Pape. voilà donc yàlla buñ ko émincé def ko blanc de poulet. voilà donc ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax EDK Oil itam la ñu àndal ci quartier général. EDK Oil lépp looy jënd ci wàllu jus ci wàllu ndekki yi ñu fiy lim nii yëpp boo duggee EDK Oil da nga ko fay fekk ci njëg gu yomb ba pare fépp foo leen dem da ngeen ko fay fekk bu ngeen doxee sax ba ndogu fekk leen fa mun ngeen faa jaar jënd ci ginaar yi jolof chicken def ko ni coro noonu la ko bëggee daal di koy ndogoo dem seen yoon EDK Oil daal ñi ngi fi ci fépp fooy dem que ce soit ngay génn Dakar ngay dem ci côté autoroute à péage beeg fépp EDK Oil mi ngi fa te lépp loo soxla dañ la koy jox. voilà Ecobank nag mooy banque bu yàgg bi ñu àndal. Ecobank Pape nga tijji sa compte frais yi du cher foo tourné gis leen heure boo bëggee retiré amul banque bi sori na weer bi sori na amul xaalis heure boo demee fekk EDK Ecobank plutôt sa xaalis ñu jox la ko ci disposition yi gën. voilà donc Ecobank mooy suñu banque ñun ñëpp fa la Fati di jaarale at yi yenn saa yi fa la ma koy wiiree leen de ku baax la nag moom Fati min Ecobank lool donc Ecobank itam mu ngi leen di ñaanal weeru koor bu neex yéen ñi àndandoo ak ñun ci quartier général ñu ngi gërëm itam waa Sendwave alors Sendwave nag defe naa miin ngeen ko ndax njëriñam Sendwave itam ngir njukkal sénégalais yi moom it mu ñëw bokk ci quartier général bi. Sendwave waa extérieur ñoo ñu koy gën a miin sax ñoom ndax loo wax ñu ne la xaaral ma yónnee la ko tap Sendwave lu ñu munti yónnee lu mu bëri 2 euros dong ngay fay ba pare soxlawul ngay déplacé wu fi ngay toog ak sa carte bancaire nga daal di yónnee xaalis bi sa waa kër jot ko ci anam yi gën a gaawee Sendwave moom teggil na leen coono bu baax a baax Pape Cheikh. J'adore moom diwli ñu rek dañuy pat sax. alors patu j'adore yi Pape vermicelle bi boo ko laalee dootoo waxati dara. dëkk yamuñ ci diwlin rek. ñi ngi def j'adore on adore Aziz yamatul ci diwlin. day pat vermicelle j'adore ay futi jëm ak moom bi yàggee mu ceeb waaye pat bi de baax na. pat bi gaaw a ñor Pape Cheikh doo ci sonn soxlawul ndox bu bëri surtout vermicelle bi nga kaas rek def si sa toq beurre daal di koy taaj reer mu neex ba bëgg a dee ci koor gi ba pare xam nga koor dañ ci taamu lekk yu consistant donc bu dee am nga sa pat j'adore wala sa vermicelle j'adore da lay arranger. à l'époque taasukat baa ni woon SONES économiser l'eau on continue d'économiser l'eau quand même SONES itam gis njëriñ li def confiance quartier général ñu ànd ak SONES. am programme bu am solo bu ñu teg ngir que Sénégal fépp mun a am ndox. mètre cube d'eau yu bëri la ñuy produire fii ci dëkk bi. su ko defee kenn dootul toog naan coupure ndox robinet tëj na loolu la ñu bëgg a fàtteloo et puis région yi gën a reculé nga xamante ne peut-être dañ daan dem rooti teen di ko indi SONES tey indil na leen solution ci programme bi nga xamante ne teg nañ ko ak gouvernement bi xam naa dinañ ci gën a ñëw gën leen ko yaatalal. waaye waa Sobo waa itam dinañ ma rey rek ak seen boisson bi xaaral ma xelwaat benn kaas rek Vimto bii jar na 14 milliards bii da nga koy naan xoola jarul ma kias. ma jàllale nga kaas bi da ngay laajaat beneen. ñun dun naan da ngaa bëgg. Sophie waa Sophie it xelil xale yi. ayca benn Vimto gi ne may seen. voilà may leen ci Vimto bi seen xel a ngi ci ñu jël téléspectateurs yi 88 628 22 22 88 628 04 05 gërëm nag bu baax Ndiémé ak équipe yi mu àndal Ndiémé c'est une très grande décoratrice. moom itam bokk na ci quartier général bi ñun ngeen di gis ci kanam waaye dafa am ñu nekk ci ginnaaw bokk na ci Ndiémé bi may tudd moom décoratrice la salon yu rafet yeeg plateau bi nii mu amee chaleur def ci jouer rôle bu am solo donc Ndiémé ak équipe am ñu ngi leen di gërëm ci chaque année ñu ànd ak ñun ci décoru jotaay bi nga xame ni gis ngeen liggéey bu rafet bi ñuy def depuis démb sénégalais yëpp bég ci li mooy wane encore li nga xamee ni moom lañ leen yéene yéen téléspectateurs yi ginnaaw ay bëtu garmi ngeen yor donc faaw rek ngeen am yu baax donc Ndiémé ak équipe yi nga xamee ni ñoom ñoo liggéey ci décor plateau bi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen jàppandal ak quartier général donc ñu ngi gërëm bu baax Ndiémé j'aimerais que ngeen di wax di répéter li ngeen di wax parce que j'entends pas trop bien derrière voilà donc ñu ngi gërëm bu baax Ndiémé ci liggéey bi xam nga Bouba Ndour dinaa mujjee xuloo ak moom kalpeem moo réer bagaasam yëpp réer daale ci kalpe bi léegi ñun la koy sippi sànq ba tey li ngay Bouba ñun réeral doo ñu may ma xuloog Bouba ba pare xuloo bi laay bañ moo tax ma lay wax ni sama papa la bu xuloo moom man la ko ñu ko Bouba Ndour baal ko baal
xool ci njaboot gi. xool ci njaboot gi Pape sunu papa la. dama lay waaw doole ma may ma àgg man may dama ma àgg li ma xuloo ak boobu tuuti. voilà. parce que kalpeem daa réer mais ñu ngi ñaan ku gis kalpe bi kalpe bu ñu bind bii Bouba Ndour moom turam dëgg nan la sax parce que daf ñoo sonal ñun la ko sippi identité ba réer na carte bancaire ba réer na ci xam nga lu ma ko yéene ki for kalpe bi dama ko yéene dama yéene bu jël carte bancaire ba safur yàlla na ca fekk code ba wallaay buñ duree jàmm mais nag quand même loolu li ko réer y avait tous ces papiers xaalis bi sax peut-être garaawul mais papiers yi moo ëpp solo que muy carte bancaire permis de conduire carte d'identité lépp ci calpe bi la nekkoon mu réer ko et malheureusement ñun la ko sippi donc ñu ngi ñaan ku gis yéen waa Sénégal ku fi gis rek calpe bu ñuy bind Boubacar Penda yéeri borom déedéet kenn bindu ci loolu ñu ngi ñaan ko gis calpe bi daal nga indi bëggoon mu gaaw a feeñ rek dina feeñ de toute façon moom du réer kanam gi booba yàlla na calpe bi réer donc ñu ngi gërëm bu baax Mariam je pense que ay équipe architecte bi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey ci plateau bi amuñu seen fay je demande aux équipes derrière ñu bindal ma lépp Khadija Aïssata comme ça ñu mën a gërëm leen ci seen taxawaay ak jàppandal bi ni ñu amee collaboration ak équipe yu télévision Futur Média gërëm waa SSP Société Sénégalaise de Production gërëm itam décorateur yu groupe Futur Média ci lëkkaloo gi ngir rek liggéey bi mën a mucc ayib bu ngeen pare man pare naa pour jël leen ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi teranga yaa ngi lépp rek ay sukkaru koor la ñu fas yéene ci ànd ak Free seen calpe Free Money nag moo leen di permettre ngeen jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw ak fu ngeen mënti nekk ci Sénégal bu dee noppi ngeen ñu benn leen jël leen en direct am na équipe itam yu nekk ci ginnaaw di leen jël à tout moment bu ko defee ngeen mën a jot ci seeni sukkaru koor yi nag du xaalis kese dañ cee teg ay téléphone portable par exemple iPhone dañ koy maye comme sukkaru koor maye itam ay billet umra wala billet Makka dina ci am ay téléspectateurs yoo xamante ni comme chaque année quartier général moo leen di yóbbu fi nga xamee ni moo di Makkatal Mukarram donc ku woote léegi nii mooy tànn bu ko neexee xaalis bu ko neexee téléphone portable bu ko neexee itam yeneen i xeetu teraanga yoo xamante ni ñu ngi ci ànd ak suñu ay partenaires yoo xamante ni bokk na ci sant yàlla boutique la bu nekk Colobane ci ay pièces yu mucc ayib yu rafet lool ñu ngi ànd itam ak ki nga xamee ni moo di Kabirex boutique nekk boulangerie jaune ànd ak ñoom ci li nga xamante ni ñoo ngi koy séddale comme sukkaru koor Free nag moo leen jagleel enveloppe yu duun yi bis bu jot million ñu maye ko ci 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 allo. allo. kooku. man la Maguette Mbodj. Maguette Mbodj. waaw. Maguette na nga def. maa ngi fi rek. Maguette ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar. Maguette déwénati. teewel déwén Pape Cheikh teewel déwén. baal ñu àq. baal nañ la baal ñaan nañ yàlla boole baal. mbaa amee luñ la àq rek. déedéet man kay dama kontaan ndax dama seytaan bàyyi Cheikh Seck bu Thiès. démb toj na télé bi fans la moo tax loolu sax ma poussé ma woote tey. mbaa ba tey loolu laay déglu. mbaa xam nga ni démb bëgguñu woon sax émission bi jeex ndax waxtaan bu neex. ah doy na waar boobu moom gëwuma ngeen yow nag loolu def day jaar yoon mais boobu moom doy na da nga laal sama fan. mais est-ce que xam nga ni tey moo nar a dàqati. bii maa ngi toog di ko seetaan. yow toogal rek bul nelaw amul nelaw nag bu dee doo nelaw wax ma. man kay maa ngi kollu toog doon julli. voilà ba 5 heures du matin. ma teel la dama lay maa ngi sant bu baax. yàlla na sant yàgg. allahumma amin allahumma amin. yàlla defal leen xéewal ak gudd fan. allahumma amin allahumma amin. ngol ñu suñu koor ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. jàmm ci Sénégal. amin 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 amin. jàmm rek ci la lépp xëj yàlla nañu ko yàlla defal. allahumma amin allahumma amin allahumma amin. ah xanaa ma jox la sa wàll ci suukaru koor yi ñuy séddale rek. waaw man kay dama doon tànte mosuma woote jóg sama àdduna. wallaay yaay booy Baye Cheikh Seck bi daal moom moo dugg sama fans la. macha allah dama ci jógee sax man yow sama fans nga war may yokku na. macha allah macha allah ñaari Baye Cheikh yi lim fu firi kenn ci yonent bi kenn mus ko gis. wallahi moom dina dellu si waat loolu mu daaneel leer xam naa loolu tax yàlla def ngeen jot ma. wallahi dama lay bàyyi nag nga tànn. nga tànn lu la neex ci enveloppe yi.
lu la neex ngay tànn gis nga enveloppe yi yëpp ñu teg fii. lépp rek pour yéen la ay sukkaru koor la ñeent fukki junni téeméeri junni 400 000 wala ma jox la dara rek ma jox la benn enveloppe. man de yow moom yow da nga ma yàgg neex man xam naa ne loo ma jox rek. lu ma la jox baax na ndax dama bëgg borom jom. bëgg nit ko baax. jërëjëf tànn de baax na waaye xam naa ne boo tànnalee sa maman moom. waaw di nga ma tànnal lu baax. yaay xam nga man sax 200 000 laa njëkk a jël. waaw waaye xeeb naa ko. waaye xam naa loolu yow da nga baax civilisé te sa yaay ji noonu la mel man lu baax rek laa bëgg. yaay xanaa ndar nga dëkk. ndar nag fa laa dëkk te fa laa sama doom yëpp fa la ñu màgg. xam naa la. sama papa waa ndar la muy dëkk bu kii ak sa jigéen ñi ñu ñaawul ñooñu ñëpp laa bëgg. ñoom de dañoo rafet. man sañ sa rek laa bëgg de Pape Cheikh. xale yi dañoo mën a toilette de. waaye mère bi du ñu neex de. yow xam naa ne loo ma jox rek sama xol di la seet. jeex na xam naa ne yonent bi la man te suma ba tey ma ne la damay teg sama téléphone kii ma déglu ma sax tey alxuraan. wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan wallaahi moo tax it dina dellu si waat incha allah. ko mas na fanaan sama kër sax boobu dañ ma affecté Kébémer ndax fan ko rek. macha allah xam nga moom xam ne boobu benn mbokkam moo gaañu woon. macha allah man indi ko kër ga ne ko fanaanal. moom dafa mën waxtaan Baye Cheikh Seck. macha allah dafa mën yal na yàlla fal la ca. allahumma amin jërëjëf yaay boy kon sukkaru koor baa ngi enveloppe bu toll ci 300 000. jërëjëf. waaw 300 000 mooy sa sukkaru koor 300 000 yi nag. Free. moo ñu ko jox pour ñu jox la ko. Free nag moom Free de dinaa dem abonné ji. moo gën a wóor kon abonné goo ba léegi yaay Free. abonné gu ma waaye lépp ci waxtaanu démb bi ci. erreur ñàkk abonné Free erreur la. dinaa ci abonné 300 000 taw guddi. parce que da ngay xool gis nga tey jii boo nekkoon abonné Free fi nga toog ngay toog léegi ma yónnee la ko ci sa kalpe Free Money. pourtant nag dama meloon ni ku ko sant depuis ce matin maa ngi doon calculer man du ma dem abonné Free ndax. waa léegi yaay looy xaar yow tamit. maa ngi daw suba gàmm dafa guddi. sama réew bi léegi nga may reere. léegi daal yaay 300 000 yaa ko moom. dama lay bàyyi ak équipe yi ci ginnaaw comme ça ñu organiser wu bu ko defee man sax xam nga léegi ban condition laa lay tegal. boo abonné Free. sa numéro Free. laa lay yónnee 300 000 bi. jërëjëf. waaw kay. gën a yomb. xam naa 6 heures du matin nga nar a xëy dem. waaw xam nga nag man. ma wuyu rek doy na ma. wallaahi xaalis bi neex na waaye dama kontaan ci wuyu bi. kontaan ci cofeel gi waxtaanu yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam wallaahi. yow nag ku rëy xol nga jërëjëf. jërëjëf yaay booy donc mu ngo. 300 000 yi moom baax na trop ci koor gi. waaw kay mën a jënd ay meewa ay kenn xamul. dund la mën nga ci. wallaay mën nga ci dimbali ko ak xale yi incha allah. ak xale yi waaw kay. jërëjëf yaay booy kontaan nañu ma bàyyi équipe yi ci ginnaaw ñu jëlal ma la bu ko defee ñu mën a organiser nga def sa abonnement Free gaaw et puis ñu yónnee la enveloppe bi toll ci 300 000 muy sa suukaru koor ndimbal la ci période bile lépp rek dañu koy séddale grâce ak Free seen opérateur de téléphonie mobile bi nga xamante ni non seulement moo ëpp sécurité ba noppi itam sakkan waaye ren dafa bëgg a dimbali sénégalais yëpp moo tax mu jaarale ko ci quartier général puisque jotaay bile grand public la et que sénégalais yëpp dañ ciy gis seen bopp donc li nga xamee ni moom la Free di séddale comme sukkaru koor di ngeen ko mën a am ci quartier général bi guddi gu jot bu amaatee téléspectateur bu dugg ñu jël ko bu ko defee moom it ñu jox ko sukkaru kooram xam naa ni iPhone bi moom bu ma ko dee mayee jarul ñu koy jaarale ci kii ci kalpe Free Money moom dañ koy joxe rek borom jël si ko donc ñu ngi leen di xaar 88 628 20 20 bu amaatee téléspectateur ñu jël ko ci téléphone bi sukkaru koor yi pour yéen la allo ayca gaaw leen ci téléphone yi donc 300 000 mooy enveloppe bi ñuy njëkk a joxe des na yeneen i enveloppe mën naa maye ba 500 000 bis bu jot 1 million grâce ak Free maintenant la question que beaucoup de personnes se posent est-ce que mën ngaa woor ba noppi itam di def sport on a été à la rencontre d'un spécialiste boo xamante ni joxe na ay conseils xale yi ñoom ñëpp bëgg a defar seen ay yaram waaye est-ce que dina méngoo ak koor
on en parle tout de suite ak Mamadou Ndiaye. waaw dem nañu daje kii di coach Assane Thiam mu nga nekk fële ca Golf Fitness Club waxtaan ak moom spécialiste la mais surtout conseiller ñi nga xamante ne ñooy pratiquer sport surtout ci période Ramadan bi naka lañ ko war a mën a defee ak ci yan conditions lañ ko war a mën a defee ñu dégte leen élément bi di ñëwaat. 55 minutes nga ñëw defal leen 30 minutes voilà donc su ko defee à ce que ñoom tamit ñu mën a am ba pare ñu mën a suivre aussi seen corps li mu laaj. Voilà mu ngoog donc on a rencontré un coach qui parlait donc de weeru koor ak sport. voilà mu nekk lu am solo mais surtout xam naa li ñu ci mën a wax conseil yi mu joxe am na solo. mooy modéré rek boo doon def 50 minutes. nga wàññi def 30 minutes. xam heure bi nga koy defee. bu fekkee da nga dogu ba pare. nga lekk tuuti mën a def say sport marche wala yeneen ak yeneen yoo xamante ne activité bi du intense noonu. mais surtout dina nekk loo xam ne dina modéré et puis di nga garder sa rythme li ñuy bañ kay mooy nga bàyyi sport bi bu fekkee habitude da nga am habitude di def sport nga bàyyi ko durant le mois de Ramadan un mois dafay méttiwaat pour nga reprendre loolu la kii di coach Assane wax mais li mu wax am na solo li tax ñu gën a taxaw foofu nag mais surtout xam nga dëkk bi léegi ñiy def sport dafa bari ñëpp ñi ngi conseillé muy ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram dañuy conseillé ñu ci bari naan leen gars yi dañuy def sport bu ñu que ça soit ñu def ay activités sportives yu xaw a intense yeneen ñi dañu leen wax ñuy conseillé ñuy def ay marche mais toujours nañ ko modéré ci période yi nekk na lu am solo. voilà il faut pas trop xëccu aussi. même si bàyyi ko subitement itam baaxul mais bon def ko mu xaw a modéré c'est intéressant donc on a parlé ak ki nga xamante ni moo di coach Assane Thiam ñu koy gërëm ci kàddu yooyu nga xam ne ni jox nañu ko li ci topp itam mooy ki ñu leen bëgg a présenter ab jigéen la boo xam ne ni bu doon ab jàmbaar pire ñu fekkoon ko dëkk bu ñu naan Ndar imaginer naanaa lay jaay waaye saa yu xëyee dina def fukki kilomètres ci fukki quartier yu bokkul pour dundal boppam dundal njabootam jàmbaar la boo xamante ni on s'est dit pourquoi pas ñu won leen ko tey ci guddi gi fàtte. Pape Cheikh ni nga ko waxee noonu la turandoo bi su Ndiaye la Khady Ndiaye la tudd ni ma ko waxee nag xam nga li ma lay wax rek su loxo jotul gannaaw te njaboot gi wekku ci yow foo jaar doon jàmbaar nekkul yaafus àddina moo ni demee jaaykatu naa la. di la ilaha illallah. demal aja c'est bon mu noonu naanaa lay jaay Pape Cheikh di dox nag ay quartiers yu bëri duñ ci sori dañuy dem ci Saint-Louis fekki fa Ousseynou Diop ak Habib Seck Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo toogal télévision Futurs Médias ca ndax ñu leen di jaajëfal ci élément bi ñu xool ko dellu si waat. Khady Ndiaye jigéen la bu gëm boppam ndaw la waaye nag jamono jii li muy def mooy jaay naanaa ginnaaw ba mu duggee ci mbindaan mbir yi doxul léegi lii mooy liggéeyam bés bu ne mu yenu paanam bile si lay dund di ci dundal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wetam mu ne nag lii metti na waaye ci la yaakaar. ñu ngi commencé ay morno bi ay ñaar fukki at yooyu na ni commencé woon di liggéey waaw mosu nañ ci nekk di jaay suñu jaayee noonu suñu ñëwee jox sama kii sama jabaru ni jaay bi nag laa fi nekk sama umpaañ moo may jàppale si plan yi bu ko defee su jëndee plan jox ma jaay. léegi su ma wàccee moom laay jox li si des lu ma am ma jox sama yaay. moom Ndeye Khady bés bu ne dina def lu toll ci fukk ci kilomètres ndaxte quartier yi nekk ci diwaan Ndar géej yëpp dina fa dem Daaru Médina Pikine Table Walo ba marché Ndar sax. metti na trop waaw ndax tool yi boo demee tamit daa sëggi dagg boo sëggee dagg bala ngay dem ba tëli ba wut oto tamit day metteeg yooyu yëpp waaw fu mu toll nii tamit sama jabaru ndijaay bi moom yi may jàppale moom it ma nga marché Ndar. moom nag ñi nga xamante ni. ñoo koy gis bis bu ne mu yenn paanam bile dañ ko yërëm jàpp sax ni jàmbaar dëgg la. xale la te ñeme na daan dooleem man bari na li may gis ci moom lu bëre day faral di yenu lu diis dem di jaay di ñëw bu ngoon si jotee mu wol cereem xam nga man laal ba mu nga xamee ba dee loolu laa xamee quoi te vraiment genre mel ni dañ lañu war a jàppale. Ndeye Khady nag nee na tey jii bu fekkoon dañ koy jàppale ci wàllu financement lay doon waaye nag li mu gën a gis mooy moom du daal di bàyyi loxoom benn yoon day jóg di taxaw di daan dooleem. secteur yooyu dana fekk ma yeewu su ma yeewoo pare defar jàppale sama yaay si liggéeyu kër gi doog a jël oto nag dem tool ya xanaa kay ñu am jom góorgóorlu rek bu fekkee ni yor nañ seen yaay ñu jàppale leen moo gën yenn yi waaw jigéen moom dangay daan sa doole moo gën taxawaalu wala dugg lu sa yoon nekkul daal. jigéen ñu ni mel ay ndaw lañ di liggéey di daan seeni doole doon ñoo xamante ni war na leen gën a jàppale Ndeye Khady Ndiaye moom naanaa mooy liggéeyam. te gis na ni saa su ne ci lay faji soxlaam.
voilà mu ngoog muy jigéenu jàmbaar Fati. waaw Ndeye Khady Pape Cheikh jigéenu jàmbaar dégg nga li mu waxee laata muy tëdd xam na journée am lan moo koy xaar. su ma xëyee jàppale sama yaay sama liggéey du ma dugg lu sama yoon nekkul. et puis mu nekk jàmbaar ni nga ko waxee xale la Pape Cheikh. mais jamono moo ni toll te itam li muy def muy jaay naana ku nekk xam na nag weeru koor. bisaab bi yeeg day baax waa kenkeli bàyyi naana da ciy baax. ñun mag ñi basaab la ñuy wax basaab bi ak saxaw maa ngi ci wim bi waaye basaab bi tam ak saxaw bisaab beeg saxaw gi Pape naana ak ñoom citronnelle da ciy baax. muy ci góorgóorlu nag mun c'est pas quand même un travail facile. ndax nga yenu paan bu diis di dugg ci kër yi naaj bi tàng. ngay def quand même plus de 10 kilomètres ci âge boole kooku wóor. ba pare liggéeyu kër ga di la xaar bijou muy soxna soo xam ne ku ñu war a sargal la. ci weeru koor gi en dehors sax ci koor. dañ ko war a sargal parce que jàmbaar la. voilà et puis y a pas quel am na keneen koo xamee ni itam moom dafa marqué esprit yi. muy ki ñu bijou di présenté moom dafa yàgg def lu baax ba ni mu demee ay jëfam dafa des c'est-à-dire prévoiroon na sax ay action ba ñu koy def ci ginnaawam. loolu mooy Pape Cheikh def lu baax xam nga li ko oustaz Pape di waxee dafa mel ni rek nga yor sa condamné di ca def. soo fa jugee itam jëf ji fi lay des. donc mu nga xam ne dafa prévoir lu mu war a jàppale nit yi ay weer ci kanam. tey dem na barzak. waaye tuyaaba ja dina ko fa fekk de. képp koo xam ne jëfandikoo ko rek ci njaqam. nekk fi waaye di nga ko ñaanal. te itam ku dëddu. ñaan rek nga soxla. donc def lu baax ni ñu koy waxee du jëf loo xam ne du fay. te du niil itam. ndax li ñu wax naan suuf dina lekk doomu aadama. du lekk jëf je pense que misaal bi moo nekk nii. te bi mu gaañoo exemple yi bëri woon na ci ay témoignages. voilà comme quoi il y a des trains qui arrivent à l'heure quand même. Des trains qui arrivent à l'heure et Pape Cheikh on s'y intéresse très très fortement du ñu wax rek loo xamante ne moom la nit ñi di kaas comme ci mot de quartier tey dañuy waxtaanee koo xamante ne Gas Ezedine la tudd Sénégal ñëpp xam ko ngir def lu baax chaque année surtout weeru koor gi rek daf ciy gën a raw du yem Dakar ndax foofu ci plateau dafay joxe ay reer nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy woor ba ngoon du ñu am lu ñu lekk mais day dugg ci biir région bu nekk def programme am weeru koor bi fu ne mu dem fa am nu mu fa joxe bu ko defee nit ñi mun koo dundee pendant tout le mois bi mu génnee àdduna yàggul y a un mois ñu bëri mënoon nañ xalaat peut-être action bi fi lay yem waaye nag du fi yem ndax ay doomam ñoom jël nañ décision ne dañuy suivre li seen papa doon def ba mu sës buñ dee xool reportage bi sax di ngeen gis yi nga xamante ne woon jëndoon na ko bàyyi ko fi ngir weeru koor bi ñu nekk ñu xool ko ñëwaat. bagage yi ngeen di gis lépp dañu ko nar a joxe ba mu jeex waaye nag loolu du lu bees fii ci fondation Gas nga xamante ne fondateur bi di Gas Ezedine dafa dimbali néew di doole yi dundam yépp. Presque 30 ans maintenant que il aidait les gens. Au tout début, il a fait tout seul, tout seul. Pendant presque 20 ans, il a fait tout seul. Jusqu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait besoin des gens. Il a demandé et alhamdoulilah, les gens ont commencé à l'aider. C'est ce qui a permis que son œuvre devienne aussi grande. Gas Ezedine génn àdduna bu yàggul waaye nag sénégalais yi naruñu ko jooy ndax doomam yi le fas yéene nañoo continuer œuvre bi mu commencé woon. Il était arrivé à la fin où il faisait presque 1000 plats par jour pour tous les nécessiteux du plateau, sans compter toutes les livraisons qu'il faisait en dehors de Dakar, dans toutes les régions de Dakar. Des daras, des pouponnières et tout ce qui va avec. Le but, Inch'Allah, ce serait d'aller dans toutes les régions du Sénégal, jusqu'à Kédougou, jusqu'à Ziguinchor, que tout le monde puisse nécessiter au moins un peu d'aide de la fondation de mon père, parce que c'est ce qu'il voulait. Inch'Allah, on doit commencer samedi. Et on va commencer par Saint-Louis et Touba, qui sont nos régions les plus loin qu'on a. Puis après, on va continuer même jusqu'à Tivaouane, on va aller à Guédiawaye et nous allons faire plein de daras qui sont autour de la Médina Parcelles, dans Dakar même, quoi. Et après ça, il y a aussi, nous avons, étant donné que mon père il faisait 1000 plats par jour pour les nécessiteux et que tout ça c'était compliqué, on va quand même essayer de compenser avec faire des sandwichs pour tous les nécessiteux du plateau. Mais le week-end, ça sera que le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. liggéey bi narul yomb waaye li ñu mën a jàpp mooy héritier wam yi am nañu bu baax volonté pérenniser action solidaire bi mu nekkoon di def. voilà donc œuvre yu am solo mu yàgg ko def ba ni mu demee.
mu yàgg ko def Pape Cheikh depuis 30 ans maintenant association mu teg ko dem ba nekk fondation demee moyen wu boppam mu jigi ñu bëri gis ko gëm ko di ànd ak moom di koy jàppale muy dugg fu nekk Sénégal gis nga bu mu génnee àdduna façon témoignage bu nekk gis nga ko ku nekk di wax naka la doon taxawoo naka la doon dimbalee mu mel ni lu baax kese moom moo am solo donc mu nekk nit boo xam ne dañ ko waneeleek sénégalais yi tey ngir ñu mën cee am exemple boo xam ne dinañ ko mën a suivre dara boo koy def gëm ko di ci dem nit ñi dañ la ciy fekk surtout mu nekk loo xamante ne lu baax la ay doomam nag fas yéene garder tenir flambeau bi ndax ñoom nee nañ seen volonté wu papa du ñu bàyyi mukk muy naax saay dinañ gën a continuer action yi même si bu fekkente ne c'est très difficile ndax nga ñàkk sa waajur yaa 1 mois après koor gi ñëw te ci la doon gën a def ay action il faut nga dëgër fàtte ni moom jóge na fi gën a poursuivre li nga xamante ne moom la doon def biir Sénégal yëpp continuer tamit nar a joxe ndogu yi nga xam ne daf ko doon joxe foofu ci plateau ci nit yi seen loxo jotul seen ginnaaw donc ñun daal benn train buy arrivé à l'heure la boo xamante ne dañ ko bëggoon a wanaleeg Sénégalais yi muy Gas et Zedine. voilà bu leen fàtte itam suñu ndimbal yi ci téléphone yi 88 628 20 20 ay enveloppe yoo xamante ni mën na leen a jëriñ oui il faut faire du jàppal ma jàpp solidarité dafa am solo surtout que weer bi borom xam-xam yi jàngal nañ ñu ni ku ci def lu baax suñu borom fay la ko donc ñu nit yool boobu dañ cee bëgg moo tax ku bëgg ñu jox ko suukaru kooram mën naa woote léegi nii ay suukaru koor yu mag yu duun voilà du suukaru kooru 5000 ñoom fàtteeg xale yi yenn saa yi ñu 1000 ma ñii 2000 yooyu yëpp baax na mais daal bi gënati 300000 suukaru koor y a rien de tel bu amee téléspectateur léegi nii bu nekk ci ligne bi ñu jël ko jox ko sukkaru kooram comme sama yaay ji dugg léegi moom am na 300000 amaat na yeneen i enveloppe yi fi nekk yi 500000 bis bu jot million grâce ak seen opérateur de téléphonie mobile bi di Free mi ñu àndal Free nag mu ngi leen di ñaanal weeru koor bu neex surtout yéen ñi àndandoo ak ñun ci quartier général li gën a neex nag mooy bu dee da ngeen nekk abonné Free ba am seen calpe Free Money immédiatement dañ leen di yónnee xaalis bi ci seen i téléphone portable donc 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 88 628 04 05 lii sax suukaru koor la téléphone portable bi iPhone yi mujjee génn la million ak xaaj mayu la ko ñun dañ koy joxe comme suukaru koor teg ci itam ay billet Makka ak it lu ngeen umra am na ci téléspectateurs yoo xamante ni quartier général moo leen nar a yóbbu umra am ci ñoo xamee ni itam émission bi moo leen nar a yóbbu incha allah ñu aj Makka donc lépp rek ci numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi laataa ñuy jàll ci beneen sujet bay développé thème bi nga xamante ni moom la ñu tànn ak gan gi waaj a ñëw ci jotaay bile ñu jël beneen téléspectateur allo 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 ayca na woote yi gaaw balaa ñuy xool li ci topp minuit 35 mooy doog a jot bu dee da ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi bu saturé da ngeen di raccroché composé waat voilà fi mu toll tembe waxuma rek cofeel gi ak ni ngeen àndeek ñun waaye daanaka ndimbal yi itam day tax ñëpp woote moo xam ñu nekk Dakar wala ñu nekk fudul Dakar ak fu ngeen mënti nekk ci réew mi bu ngeen duggee rek ñu boole leen ci suukaru koor yi nga xam ne ni moom la ñuy séddale guddi gi yëpp ci quartier général bi donc 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ñu ngi gërëm encore suñu partenaires yëpp ci ànd bi ak nii ñu ñuy gunge ci quartier général bi bu amaatee téléspectateur léegi di ñu jël ko ci numéro téléphone yi ñu teral leen bu weesoo suukaru koor yi am na fi itam ay piis yoo xam ne dañ koy maye mu ngi jógee sant yàlla boutique lépp rek ngir dimbalee leen ko ñu ngi gërëm itam waa Prestige Déco merci ci seen collaboration gis nañu taxawaay bi meuble yu rafet joxal Prestige Déco salon bu rafet joxal Prestige Déco ñoom tamit ñu ngi ànd ak ñun ci quartier général bi. waaye Pape Cheikh yemuñ ci loolu vaisselle yu baax boo ko bëggee demal Prestige Déco surtout que jigéen yi ñun tàmm nañ ci weeru koor gi dañuy dem changer lépp mel ni dara mësatu fee am boo leen fa demee chaque fois y a des nouvelles collections ñuy lay indil yu bees yoo xamante ne amoo ko woon daaw boo ko tegee sa table même boo xiiful sax da ngay lekk donc boo leen bëggee vaisselle yu baax yu rafet dem leen Prestige Déco jëndi ko fa ci njëg yu yomb. voilà donc mu ngoog Prestige Déco ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaayam ci quartier général moo xam vaisselle yi moo xam meuble yi ak salon yi gërëm tamit
tamit njéeme ci wàllu collaboration beeg plateau beeg décoration bi allez beneen téléspectateur 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ak 88 628 20 30 bu dee da ngeen composé benn ci numéro téléphone yi mu saturé da ngeen di raccrocher composé waat comme ça ngeen mën a dugg ñu teel leen a sédd ci li nga xamee ni mooy sukkaru koor yi ñuy joxe ci quartier général bi. ñu jël beneen téléspectateur ma may leen peut-être quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi plus de 200 tissus de luxe pour góor wala pour jigéen ñu jëlee ko fi nga xamante ni moo di sant yàlla boutique gërëm tamit waa Kabirex ay réfrigérateur téléviseur gazinière mën nañu leen woon suukaru koor yi ay bagages yu baax la yoo xamante ni teranga la ndimbal la ci période bi la nga xamee ni période du ndimbal la voilà di weeru koor allo. allo. kooku. man Amina la tudd. Amina na nga def. maa ngi ci jàmm. Amina naka noo sant. man Thiam laa sant. Thiam fan ngay wootee Amina. maa ngi wootee Mbao. yaa ngi wootee Mbao déwénati Amina. fekkee déwén Pape Cheikh noo def naka koor gi. waaw koor gaa ngi rek tey de xanaa sawa ñu ngi wàcc miinanteeg moom. waaw noonu la. démb daal la xawoon metti mais tey moom ça va. tey ça va waaw tey ça va. ñu ngi commencé mi. waxal rek démb tuuti nga dog. yàlla baax na. ñu ngi tooñ de. naka waa Mbaaw. ñu ngi ci jàmm. ah man de dama la bëggoon jox suukaru koor. ah moom de laa bëgg ci enveloppe. waaw enveloppe bi nag li ma doon gënal mooy ku may woo di laaj ci enveloppe yi may joxe suukaru kooru 300000 yeeg 500000 yeeg 200000 yeeg 400000 yi nga nekk abonné free parce que day gën a yomb ci man immédiatement dama la koy yónnee ci sa calpe free money. mais free mën nañu koy abonné ko gaaw. daa koy jël moo gën a rafet de. li xale ba ne woon daw leen gaaw d'accord léegi joxe naa ñaata laa joxe gum gis nga li ma joxe sànq. gis naa ko takku na de baax na de yooyu baax na de. lii de dund 1 mois la xanaa. xanaa. defal loolu. 300000 baax na de. dina baax trop. waaw léegi xaaral ma xool beneen enveloppe. Khady Ndiaye pusal fii. lekk rek ngi lijjanti Ndiaye. baal naa ne yow mi bëggoon a dog démb. lekk rek ngay lijjanti ah. foog oustaz wax ma luñ ci wax loolu. Amina. naam Fatou. man de jël naa benn enveloppe. bii ñaata la 200000 baax na. waaw baax na. baax na kay léegi nag 200000 yi li ma gënal mooy. waaw. boo amoon léegi numéro free ma yónnee la ko ci sa calpe free money. amaguñu numéro bi mais bu fekkee c'est possible demain ñu wut ko. très bien donc dama lay bàyyi ak équipe yi nekk ci ginnaaw. waaw ñu organiser ma loolu bu ko defee boo amee numéro bi rek ñu yónnee la ko ci sa calpe free money. ok d'accord merci beaucoup kontaan naa. kontaan nañu nuyul ñu waa Mbaaw yëpp. nañ ko dégg ñoom ñëpp. kontaan nañu. jërëjëf Amina am na 200000 ñaata lañ joxe gum téeméeri junni. ñun mën nañoo joxe nag de. xaaju million. 1 demi-million. donc ku ci am calpe free money rek dañu lay yónnee sa suukaru koor 88 628 22 22 te ma joxe téléphone portable comme suukaru koor wala ma joxe gazinière wala ma joxe cuisinière bi mooy bi nga yore rek 12 Pro Max voilà 12 Pro Max comme suukaru koor. mbaa yéen a ngi wàcc yóbbu seen kër goro yi suukaru koor yi ni ngeen garaawee jigéenu Sénégal ñoo garaaw dara yóbbu ay suukaru koor kër goro te léegi xam nga suukaru koor bu njëkk ba sax ay kii rek lañ daan yóbbu sewaan ay gorosu suukar benn paquetu suukar kilo mais léegi xale yi ay billet màkk la ñuy yóbbu suukaru koor ay iPhone 12 Pro Max c'est bien xam naa nag yaa ngi ci waaj te bu rëy toi je te connais très bien. nag moom laa la indiloon nii da ngaa ndekkee sama reer ni sama ndekki nga reeree nii mais amul problème. mais loolu mënul ñàkk mais bi muy nekk suukaru koor booba aayul woon. mais tey jii bi mu nekkee daqaari koor ak poobaru koor daal di bëgg a nekk njambaan. kii di ci wax yu garaaw nag. dootu ko jarati. bon d'accord de toute façon yooyu yëpp daal mu ngi fii ci réew mi on ne sait pas mais ñun dañ koy joxe ñun en tout cas dañ koy maye. non xam nga yow da nga koy joxe def jàppal ma jàpp.
waaye li waroon a rataxal bu demee ba ñagasal da ko dootul jar ci biirub sëy yow bi ngay def jàppal ma jàpp la fekk ko toog ca biir këram nekk ci ruqub mën a kanam nga fekk ko fa dimbalee ko loola te yàlla tax bu fekkoon ne ki yóbbu suukaru koor noonu lay demee amul problème waaye xam nga nekk ci kër di wujje sa wujju peccor go nekk fa nga toog ba yàlla xiir la ca nga ne maa ngay dem tojji kër jàmbur te yow sa papa moomul su ko sim sa maam xamante wut ak Ali Dangote nga dem ci kër fekk fa ku nekk 364 jours yi muy bale di raxas di togg di yàq nga ñëw dumaa ko yow loo indi tey ñu daal di teggi ngërëmam teg ne jël sa ngërëm teg ca kawam kooka bu xolam woyofee ba mel ne Mamy Diop day takki bagaasam dem te xam nga nag maire yi ñoom ay télécommande lañ ñun njëkkee yi ñooy batterie yi buñ ci nekkee maire yi dinañ zappe ba zappe télé bu existé wul loolu la ñuy bañ ci suukaru koor waaye bu naturel kay amul problème jërëjëf moom day wax loo xamante ni day yokk xiif sax ak ko da lay choqué mais c'est très important lay wax surtout pour jeeg ji nga xamante ni ñoo nekk ci kër yi donc ay conseils yu am solo ñu continuer ak suukaru koor yi ba tey ci 88 628 22 22 wala 88 628 72 86 je rappelle que dans quelques minutes daañu tàmbali waxtaan bi ak borom xam-xam bi nga xamee ni moom la ñuy xaar ci jotaay bi sànq ba tey du docteur Jim Ousmane Dramé chercheur la ca laboratoire islamologie bu IFAN ca Cheikh Anta Diop tey nag ñu tànn thème bu am solo dugg si diine l'islam fii ci Sénégal daañ ko faram fàccee détaillé ko jëriñu ci mu jëriñ leen yéen ñi nga xam ni itam yéen a àndandoo ak ñun ci plateau bi ki nga xam ne nag moom la ñu fas yéene àndal ci cant yi di Amsatou Akassa moom it bu nee der nga bëgg day seddal xol tey moo ñu fas yéene gunge ci guddi gi yëpp ci télévision Futur Média quartier général bi wéttal la waaye itam lu leen di bégal la ci guddi koor ndax borom xam-xam yaa ngi fi Oustaz Assane mu ngi wàcc jàkkaarloo boobule ak ki nga xamante ni moo di docteur Jim Ousmane Dramé Pape Djibril itam wàcc na ci ay gëstu yu am solo daañu pelloo waxtaan wi ak gan gi soxna Naata ak Fati yéen it ñu ngi leen di xaar ak hashtag bi di QG TFM 2021 toutes vos questions mën ngeen ñu ko yónnee ci compte yi nga xamee ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi juste rappeler que bu weesoo seeni téléviseur mën ngeen ñoo seetaan par exemple ci YouTube bi Instagram live wala Facebook live Mamadou Ndiaye. effectivement mën nañu seetaan ci suñu plateforme yëpp rawatina Facebook Twitter wala Instagram rawatina aussi ci suñu chaîne YouTube bi nga xamante ne da ngay def 3W point def TFM def YouTube di nga gis chaîne YouTube bu télévision Futur Média bi nga xamante en live en direct actuellement Instagram en live en direct ak équipe digitale bi nga xam ne ñi ngi ci ginnaaw di jàpp ci liggéey bi ba ñeen ñu mën a am en temps réel ci suñu plateforme yëpp Facebook aussi actuellement en live gis nañ commentaires yi mën ngeen continuer seen ay réaction ak hashtag bi di QG TFM 2021 wala aussi QG 5 mën na nekk ndaxte mooy saison 5 bi mu nekk lu am solo loo xamante ni internautes yi min nañ ko dañ leen di fàttali rek ndaxte questions yi dinañ ko taataan ak équipe digitale bi daal di ñëw partager ko ci kanam. voilà on va retrouver dans quelques minutes Thioro Mbar Ndiaye ci li nga xamante ni moo di patrimoine dem ci bërëb boo xamee ni ñu bëri xamuñ ko waaye dafa bokk ci histoire u Sénégal loolu sax moo nar a junju développement wu thème bi ca kanam dugg si diine l'islam fii ci Sénégal foofee bu ñu fa demee am na lu fa xewoon septembre 1895 ci ñëwug Cheikhul Khadim fii ci Dakar daañu ci ñëw xam naa bu ca kanamee tuuti en attendant Sophie la ñuy bàyyi moom itam mu am lu mu ñu mosol ci li mu ñu indil ak xëdd bi tey profito ci gërëm Katia xam nga fii ñu tollu tembe bu ndogu jotee boo ñàkkee jot mën nga def sa commande ndax nag chez Katia je rappelle que ñoom dañuy def service traiteur ba noppi itam li ngeen di soxla pour di ko ndogoo croissant yu neex yeeg viennoiserie yu mucc ayib yi Katia daf ko jagleel ay kiliyaanam fii la nekk ci route des Almadies donc buffet quartier général Katia moo ñu ko offrir ñu ngi gërëm personnel bu Katia yëpp Mamiko Mariama Sala ak équipe yi mu àndal merci en tout cas ci collaboration bi ngeen def ak télévision Futur Média Sophie tey loo ñu nar a proposé pour xëdd. effectivement Baye Cheikh comme ni ñu koy defee rek saa su ne di la nuyu di nuyu ñekk ci plateau bi yëpp di nuyu rek mbokk yi xarit bi ñuy seetaan tey nag Baye Cheikh dinaa utiliser nag li nga xam ne mooy ton welsi bi nga xamante ne ni ñoo ñu accompagner fii ci suñu plateau quartier général ton bi nag Baye sànq yee la ngi ci doon wax dafa nekk nag benn ton bu xamante ne ni dafa yombal jeeg ji ñi nga xamante ne dañuy nekk ci biir waañ yi di mariner di defar ñoom nag dañu andil ton boo xamante ne ni nag Baye Cheikh moom c'est déjà prêt da ngay ñëw
ñëw rek daal di koy nag dajji mën ko utiliser sans pour autant rek nga assaisonné ko wala nga dolli ci quoi que ce soit gis nga nag li ma yor ni nag Baye Cheikh mooy poche bi nga xamante ne moom la ñu proposé mooy poche bu 74 grammes bi nga xamante ne thon Wales bi la am nañu tamit ay boîte boo xamante ne ni moom it 160 grammes la Baye Cheikh am nañu nag thon bu nature am nañu boo xam ne dafa am huile d'olive am na bu am ail ak li nga xamante ne nag mooy persil am na boo xamante ne nag Baye boobu tamit bu nature bi la sànq waxoon naa ko am ñu ànd aussi nag ak waa Sonacos ñi nga xamante ne ni ñoo ñu àndil diwu cosaan bi nga xamante ne moom boo koy toggee sa xel dafay dal te loo ko jox rek dala koy delloo diw bi nag moom du lakk du way te du fuux saa yoo ko toggee Baye Cheikh sa xel dafay dal ñu ànd aussi ak waa Pack Food ñoom it aussi ñu àndil ñu li nga xamante ne mooy moutarde ak vinaigre boo xamante ne ni booy mariner moo ca gën booy defar say vinaigrette Baye Cheikh moo ca gën boo toggee nag sa poulet wala nga def sa poisson au four moom nag da koy accompagner. ñu ànd aussi ak waa Ardo comme ni ko Bijou waxee sànq rek Ardo moom booy laax wala ngay caakri wala ngay fonde moom moo ca gën déjà naka ñoom dañu àndil ay différents parfums am nañu Ardo caakri am nañu nag Ardo banane am nañu Ardo fraise ñu am aussi Ardo nature bi nga xamante ni mooy pot bu mag bi moom pour famille bi yépp la ñu am aussi nag Ardo andil ñu fromage blanc boo xamante ne nii dafay dem ci suñuy petit four di dem nag ci li nga xamante ne nii Baye Cheikh mooy suñuy tarte ak li nga xamante ne ni nag mooy suñu plat yoo xamante ne ni da ngay soxla crème du jarati ngay dem jënd crème fraîche fromage blanc bi rek ngay jël utiliser ko Baye Cheikh ñu ànd nag aussi ak waa Helcom Pizza Fatou Dim nag ma nga xam ne ma nga fële ca Suprême moom nag day defar ay beignet Nutella Baye Cheikh yu mucc ayib yoo xamante ne ni boo soxla foo ko soxlaa rek boo ko wooyee mën na la ko livrer à domicile moom it ci kanam dinañ joxe li nga xamante ne mooy numéro de téléphone bi Baye Cheikh ñu ànd aussi ak waa Kandia moom ku ne xam na ni weeru koor gi da ngay soxla li nga xamante ne ni mooy meew bu ngoonee nag boo dogoo ba pare mën nga xëcc sa benn kanja bu sedd rek daal di koy naan Baye Cheikh mu yokk la tonus am na nag kanja vanille ak kanja fraise ñu ànd aussi ak waa Presea fraise ñoom tamit moom it Baye Cheikh mu nekk boisson boo xamante ni fruits yi ñu ci def yépp c'est 100% naturel ñu ànd aussi ak waa Gloria Baye Cheikh ñu ànd aussi ak waa chez Katia Gloria aussi Baye Cheikh ñoom it ñu andil ñu meew boo xamante ni dañu ko enrichir ak ay fer mu am ay vitamines yoo xamante ni dina baax ci suñu wérgu yaram ci xëdd yi ndogu yi ak li nga xamante ne mooy goûter xale yi waa chez Katia nag kenn demul ñu des Baye Cheikh ñoom it ñu ngi ñu andil ay buffet boo xamante ne Baye Cheikh buffet bu macha allah déjà nii rek am nañu fii nag ay petit four am nañu ay verrine de saumon gis naa fi ay beignet de crevette ay canapé defar nag ba defar li nga xamante ne mooy ay assiette de charcuterie ku ne xam na ni weeru koor gi nag dañuy soxla ay plateau de charcuterie pour mun ñu accompagner ndax nag boo wooree ba ngoon dafay laaj rek nga lekk lu baax lu sain parce que nag moo lay day baax ci suñu wérgu yaram ak li nga xamante ni daf ñuy dolli dooleel comme ça le lendemain Baye Cheikh ñu mën a rek daal di wooraat ci jàmm ak salaam ci kanam rek bu ñu ñëwaatee fii Baye Cheikh wala bu la neexee rek ma daal di koy tàmbale léegi ñu def benn démonstration boo xamante ne ni ci thon bi nga xamante ni waa Welsi ñoo ñu ko andil am nañu fi nag ay pain de mie am nañu tuuti li nga xamante ne ni mooy fromage am nañu poivron rouge ak jaune ak tuuti salade rouge am nañu tamit ay tomate cerise ak pain de mie léegi nag Baye Cheikh loolu rek la ñu bëgg a mélanger ak li nga xam ne mooy thon bi nga xam ne waa Welsi ñoo ñu ko andil Baye Cheikh pour defar ay toast yoo xamante ne ni tamit mën na doon ay idée ndogu ci femmes yi nga xamante ne ñu ngi seen biiri kër boo yàkkamtee rek thon bi ngay jël daal di sotti mélanger ko ak quelques légumes yi nga xamante ne ni moom laa lim daal di ciy defar li nga xam ne mooy toast yi nag Baye pour nga defar ko c'est très simple sànq nag maa ngi doon expliquer que ni waa Welsi dañu andil thon boo xamante ne ni gis nga nag poche bi boo koy utiliser Baye doo ci am benn kii da ngay ñëw rek daal di ubbi li nga xamante ne ni mooy poche bi du laaj sax ngay jël nag li nga xam waaw dafa pratique ci merci da ngay xotti rek doo jël paaka doo ci dagg te doo ci am dara lu la sonal mu ngi noonu Baye Cheikh da ngay jël rek gis nga ni dañu dajji paquet bi moom la ñuy jël rek daal di koy sotti ci li nga xamante ne ni mooy suñu boîte gis nga suñu benn bool gis nga lii nag moo nekk format bi nga xamante ne ni mooy format bu 64 grammes bi voilà ma teg ni ananas bi lii nag mooy format bu 64 grammes bi moom la ñu utiliser benn bi rek la sotti fii benn bi nag boo ko sottee normalement mën nga ci am ay 4 ba 3 toast parce que da nga ciy rajouter li nga xamante ne ni mooy poivron bi
gis nga nii dañu émincé poivron ba mu sew moom laa jël jaune bi laa utiliser poivron bi nag man dama ko ci def mais bu la neexee mën nga changer ci sa kër daal di jël nag li nga xam ne soit mooy concombre wala courgette wala rek nga jël carotte moom it daal di koy râper daal di koy def ci moom daal di koy def ci biir mais man tey poivron bi laa utiliser gis nga ni thon bi laa jël def poivron ak tuuti fromage. gis nga nag bi ñu defee lii nag ba pare Baye Cheikh damay rek daal di ñëw jël ci li nga xamante ne ni mooy fromage blanc bi nga xamante ne ni nag waa Ordo ñoo ñu ko andil gis nga nag mu noppale ba dee da nga koy ubbi nag très facilement voilà gis nga nii rek la ñuy ñëw voilà gis nga texture bi mu nekk benn texture bu onctueux boo xamante ni da ngay ñëw rek daal di tibb mën nga jël nag équivalent wu benn cuillère à soupe d'huile. Mën nga jël benn cuillère à soupe de fromage daal di ko ci nag sotti gis nga nag soo defee nii ba tey Baye Cheikh mu wan la ni nag produit yi ma am fii yëpp mën nga ko def tout en un déjà rek vinaigre bi mën nañ ko jël daal di ci utiliser moutarde bi aussi dañuy ñëw rek voilà gis nga mu neex a dajji déjà xet gi rek moo lay njëkk a daaneel moom it ñu daal di ñëw tibb tuuti moutarde daal di koy delloo place am ba tey rek Baye mën nañu jël rek ci huile ninal bi comme li ma waxee woon sànq rek ñooñ ciy rajouter légèrement voilà tuuti rek la ñuy def équivalent wu benn cuillère à café moom rek nga ciy def daal di rek mélanger bàyyi lii nag soo amee persil mën nga ci rajouter li nga xamante ne ni nag mooy persil coriandre daal di ciy def nag vinaigre légèrement boo paree nag boo defee persil coriandre ba pare dañuy rek ñëw jël li nga xam ne mooy pain yi daal di ko ci tartiner ci kawam boo ko ci tartiner nii ba pare Baye Cheikh fekk def nga nag li nga xamante ne ni nag mooy persil coriandre bi boo ko ci tartiner nii da ngay daal di jël li nga xam ne mooy beneen pain de mie daal di ko ci fermer. carrément boo ko ci fermer nag ba pare machine à torse bi day fekk nag branché nga ko ci côté bi ba pare moom rek ngay jël daal di koy couper en deux teg ko ci 5 minutes rek ngay def côté yi ñaari côté yëpp doore bu ko defee nga ubbi daal di koy dressé ci benn assiette bu rafet Baye Cheikh nga am nag benn ndogu boo xamante ne nii bu extraordinaire la te lépp day nekk ay produits yu naturels yoo xam ne moom nga utiliser déjà thon bi nga xam ne waa Welsi moom la ñu andil moom la ñu utiliser jël ci fromage blanc bi ak tuuti moutarde bi nga xamante ne nii waa Pack Food ñooñu ko andil jël ci nag huile bi nga xamante ne nii diwu cosaan la comme ni ñu ko waxee Baye du lakk du way te du fuur loo ko jox rek la koy delloo Baye Cheikh nga am say toast yu macha allah mu mën a accompagner nag li nga xamante ne mooy jigéen ji nga xam ne ñu ngi nekk suñu biir kër di togg ci biir waañ yi soo paree nag Baye nga daal di jël rek li nga xamante ne nii mooy sa pressé à fraise daal di ko ciy teg bu seddee nag Baye Cheikh dafay rawati boo bàyyee nag ba heure xëdd nga daal di lekk sa soit benn fruit benn banane wala benn pomme boo paree nag nga jël li nga xam ne mooy lait kanja bi daal di ko ciy teg Baye Cheikh mën nga tenir toute la journée te doo xiif koor gi du la sonal lool Baye Cheikh ci kanam tuuti rek ma daal di jël machine à toast bi daal di toaster li nga xamante ne ni mooy suñuy pain ñu boole ko ci li nga xamante bëgg na mu ngi ree rek ndeysaan déedéet kay yaa ngi wax mu ngi ree rek ay ban lii di xanaa épidémie la foqale ci yéen ñi sant Ndiaye xanaa dafa doon ci seen kii ci seen kii la ADN la damaa yor ay njaayeen nag mu ngi jaaxaluma Ndiaye ngi kontaan bët yaa ngi kii comme fleur ndeysaan moog bisu xool ko kontaan na c'est que dañoo bëgg lu baax rek te daf koy présenté dafa rafet Mohamadou pour ñam bi Mohamadou dinaa farak ñi sant Diop ndax apparemment ñi sant Ndiaye ñëpp lii mooy seen lii de mooy seen vie privée seen vie yëpp lakk la di Ndiaye nga bég soo fee ngi wax mais Ndiaye xol baa gi sedd guy mosuma gis li xoolal ree ji Ndiaye gi ree rek indi xam nga Ndiaye day ree kii dafa yokkamtiku ba nar a daanu kii ngi tàqamtiku coro non moom da nga gisul li mu def de xam nga ton bi da nga ne boo ko daggee da nga ne sachet bi dafa da ngay dajji rek defar waaw moom dajjiwu ko bisu bi muy toog fi benn sachet la lump toogaale ak sachet bi la Fatou Dieng gis na ko sachet bi la lump rek toogaale ko voilà donc on va déguster dans quelques minutes lekk ba fajar la parce que weeru koor moo mel noonu et puis souvent nit ñi dañuy am insomnie donc pas de kenn du nelaw waaye ñun ñu ngi fi quand même pour wéttali leen ba ca kanam minuit 55 mooy doog a jot ñu ngi wàcc jàkkaarloo ak docteur Jim Ousmane Dramé ñu koy gërëm ci disponibilité bi ci borom xam-xam bi mu doon tey mu defal ñu honneur ñëw fas yéene waxtaan ak Sénégal yëpp moo xam Sénégal yu réew mi ak it sénégalais yu bitim réew kenn ku ci ne
mën a sukkandiku ci xam-xam bi nga xamee ni am na ko di ko wasaare fépp ci àddina waaye tey ñu fas yéene profité ci xam-xam boobule ngir gën a mën a miinante ak histoire diini ji nga xamee ni moo ñu dajale ñun ci jotaay bile di quartier général ñu ngi xaar seeni question ak seeni xalaat ci li ñu fas yéene defandoog moom bu ca kanamee tuuti Amsatu ak saa itam ma nga ca ginnaaw moom it wax naa ko sànq bu yooxoo rek ñëpp bëgg moom la ñu fas yéene àndal ci sikkar seek cant yi nga xam ne ni bëgg nañ leen ko bégalee ci jotaay bile fii ba ci kanam fàttaliwaat leen ni suukaru koor yi moom ala kulli yàll ku woote léegi di nga ci am suma xarit yi woote kenn ku ne am na enveloppe boo yóbbu ñii 200 ñii 300 yoraat naa fii itam yeneen i enveloppe yoo xamante ni fii ba ca kanam dañu koy séddale ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 gërëm Firi mi ñu àndal moom it Firi mu ngi ndokkeel sénégalais yëpp surtout ay kiliyaanam ci weeru koor gile sukkaru koor yi nag daanaka bis bu jot million la ñu koy séddale bu dee da ngeen am par exemple calpe Free Money dafay gën a yomb ci yéen ça vous permettra immédiatement ngeen jot ci xaalis bi xëj na bu ñu leen mayee bu ngeen xëyee bu ngeen defee abonnement bi dinañ leen yónnee li nga xam ne ni moo di xaalis bi ñuy séddale di ay ndimbal yoo xamante ni yéen la ñu ko jagleel ren ci quartier général bi ban téléspectateur moo nar a njëkk a séddu ci billet Makka yi umra yi aj wërsëg la ku ci wërsëgam nekk di nga ci jot li ñuy ñaan rek mooy ngeen wéy di woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé am na sunu équipe yoo xam ne ni ñu ngi ci ginnaaw ñoom itam daañu jéem di ñu jàppale ci séddale gi xanaa profité ci rek laataa ñuy jàll ci publicité yi gërëm bu baax personnel bu Keifa li ma sol démb ak tey costume africain yi foofu la jógee donc c'est une marque boo xamante ni ñu ngi def liggéey bu am solo mën ngeen def seen ay commande ci site internet bu Keifa di www.keifaworld.com donc ñu ngi gërëm bu baax bàcc jum ak ñi mu àndal ci tenue yu rafet yi le bu démb beeg bu tey bi Keifa donc yi ci des nag xam naa dinaa ci ñëw ak yeneen i créateurs d'ici demain ak après-demain donc c'est ça leur site internet www.keifaworld.com ñu fàttaliwaat leen ni tey dañuy dem ak yéen ba ca kanam en attendant ñu jàll ci publicité yi doo ko dellusiwaat pour àggali jotaay bile quartier général wala QG5. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara